Càmbar si diine sur ITV. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uusi rahmatan lil alamin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. C'est ici sur ITV, où que vous soyez, paix sur vous. Fii la ci ITV seen émission càmbar ci diine ñu koy tàmbalee saa su ne di leen yónnee sunu nuyoo fu ngeen mën a nekk ci àddina bi wërngal këpp di ñu seetaan di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. seen émission tey càmbar ci diine ñu ngi jël benn tomb boo xam ni yitteel na jullit yi waaye yitteel na àddina bi yëpp, ndax jullit yi dañu nekk di dund ci kaw suuf di dund ci àddina bi ak seeni nawle ak yeneen doomu aadama. Ñenn ñi xam nañu lëf ci lislaam, ñenn ñi xamuñu ko, ñenn ñi dañoo jàmmoo ak jullit yi donte woon gëmuñu lislaam, ak ñeneen ñoo xam ne léeg-léeg ñu def lu ñu mën a tuddee tooñ wala cokkaas jullit yi ak lislaam ci dingat alquran wala yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala ay symbole ci lislaam yoo xam ne day tax jullit yi jóg ñoom it di défendre seen diine. bu ko defee kon ñu gisoon fan yi depuis li ñu tuddee woon les caricatures du prophète ci France, nataal yooyu ñu defoon muy nataal yu ñaaw duppee ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam, ak léeg-léeg nga gis ñeneen génn diingat alquran wala diingat jullit yi wala diingat lenn ci sharia, mu indi ay coow, léeg-léeg sax mu indi ay fitna, ay bakkan sax rot ci ak yu baree bari ci li ci aju. moo taxoon ñu ne nañu jël benn tomb boo xam ni dinañ woo ñaari gëstukat, ñaari borom xam-xam ñu waxtaan ci ak ñoom. mooy thème bi ngeen gis ñu affiché ko ci écran bi, noonu lañ ko tuddee. xam nga thème moom da ngay joxe rek benn tur, waaye ku nekk mën la ko joxoon nga tuddee ko na nga ko bëggee. li am solo mooy maanaa bi ni ñu ko war a déggee, la réfutation entre nécessité et excès. kon liñ ci jublu mooy ay nit yëkkati ay kàddu wala bind loo xam ni day diingat lislaam wala di diingat jullit yi, di diingat source lislaam yi. jullit yi rawatina borom xam-xam yi bu nu gisee ni loolu ñu yëkkati teg ko ci lislaam wala ci jullit yi jaaduwul, ñëpp dañuy nangu ne am nañ sañ-sañ, moo tax ma wax nécessité, am nañu sañ-sañ, lu war la sax ñu défendre seen diine, li ñu gëm lislaam. waaye nag bu ñu koy défendre foofu la excès bi di ñëw. est-ce que léeg-léeg nag défendre l'islam boobu est-ce que léeg-léeg du ànd ak xaabaabal, ànd ak loo xam ni mën naa ñàkk wala xeetu ëppal ba sax mujj nekk tooñ, wala boog di joxe xar kanamu l'islam, image l'islam boo xam ni mën na xaw a tey xel. kon loolu mooy li thème bi wundu, la réfutation entre nécessité et excès. su ko defee kon ni ngeen ko xamee rek saa su ne sunu émission càmbar ci diine dañuy lancer message bu jëm ci sensibilisation ci Covid-19 bi. ñu xam ne feebar bi mi ngi fi ba tey, am na ay bakkan yu ci rot, yàlla na leen yàlla yërëm xare leen aljanna. am na ñoo xam ni doomu feebar bi mi ngi ci ñoom, lëjël leen ñu tëdd feebar, yàlla na leen borom bi defal shifa. feebar bi lëmbale na àdduna bi yëpp, am na sax léegi ay variant. doomu feebar bi day soppeeku di gën a sax mën a faagaagal doomu aadama yi. kon war nañ gën a fegu ak fagaru, te loolu ci jàngale l'islam la bokk. kon respecter les mesures barrières yi nag ñi nga xam ni seen xam-xam moo màcc jëm ci wàll boobu dañ leen cee war a wóolu ba niñ ñu ko waxee ñu defee ko noonu, ndax ñoom ñoo xam doomu feebar bi nan la tëddee, ñoo xam mbiru virus, mbiru maladie infectieuse. kon loolu mooy message bi ñuy jiital, di ci xiirtal suñu bopp, di leen ci xiirtal ñu wàccoo ak les mesures barrières. su ko defee même mbiru vaccin bi ñuy wax danañ ci waxtaan bu ci kanamee. borom xam-xam yi dañuy wax ne ba tey warul tax ñu bàyyi suñu loxo ci mesures barrières yi. kon dañuy boole vaccin ak mesures barrières yi ñu miinoon, donte woon sax vaccin bi ay coow am na ci, dinañ ci waxtaan léegi, donte woon sax débat boo xam ne la kenn mënu koo jeexal, mais luñ ci xam ne dinañ ko ci waxaale ci biir émission bi. kon loolu mooy seen émission mbokk yi. su ko defee ñan laa koy bokkal, kenn ki mi ngi tudd Cheikh Mbacké Thiam à ma droite nii. Cheikh Mbacké Thiam nekk chercheur ci l'islam, rawatina nag lu jëm ci jàngale Serigne Touba daf ko yitteel lool, daf ci gëstu bu baax a baax.
waaye itam nekk ci secteur communication donc ci wàll boobu tam ci côté professionnel ci lay liggéey di ci yëngu ma koy jaajëfal di ko wax ne rafetlu naa kontaan naa lool ci ba ma jokkoo ak moom mu ñëw teew ci émission bi pour indi ci li ko gëstoom may indi ci xam-xamam keneen ki à ma gauche oustaz Assane Seck oustaz Assane Seck gëstukat la baaxit la ku yàgg la ci toolu l'islam bi jàng na li mu war a jàng man li ma ko xamee mooy pédagogie ak dal loolu xamee naa ko mu nekkit koo xam ni li réew mi di dox da koy yittewoo nekk tam kuy animer émission rawatina foofu ci Sen TV su ko defee kon ma jox Cheikh Mbacké Thiam mu nuyoo Cheikh Mbacké maa ngi lay remercier encore di la jox nga nuyoo waa équipe bi ak ñiy seetaan émission bi. alhamdulillahi rabbil alamin fa lawla nafara min kulli firqatin minhum taifatun liyatafaqahu fi ddiini wa liyunziru qawmahum ida rajacuu ilayhim laallahum yaxzaruna. asalaamualeykum imam Ahmadul Muxtaar Kanté. waaleykum salaam wa rahmatulah. asalaamualeykum imam Alxasan Seck. waaleykum salaam asalaamualeykum mboolem ñi nga xam ni ñu ngi teewlu jataay bi ñuy ñaan yàlla lépp lu ci rot rek mu mën a doon luy jëriñ diine. amiin yaa rabbal aalamiin. waaleykum salaam. jërëjëf oustaz Assane Seck ma jox la nga nuyoo. jërëjëf ñu ngi tàmbalee di wax aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim allahumma hadina wa hadi bina ijalna hadina mahdiyin gayra dallina wala mudillin xarban li aadaayika wa silman li awliyaayik. ñu ngi ñaan yàlla ci jeetaay bi ñu boole ñu ci ñuy jubal bañ bokk ci ñuy réeral. ñu taxaw nag en face ci képp ku noonoo lislaam ñu xam ni ñuy mën a tax ak yow comprendre loolu ko wala am nu ñuy def ak yow am jàmm nag ak képp koo xam ne yaa ngi taxawal lislaam ñu ngi lay gërëm yaay Imam Kanté ànd bi ça fait des années la. tey lañu yàlla boole ci plateau. maa la ko wax léegi depuis université. xam naa bu ñuy jeexal dinañ ci ñëw. ñuy génération bi dafa am lu ñu bàyyi ci réew mi tey kon bu ñu ko fekkee fii du ñu bett. kon ñu ngi koy gërëm ñu xaar question yi actualité yaa ngi fi xam naa dinañ gën a dugg ci waxtaan wi yeneen actualité incha allah ñu bàyyi la nga tàmbali waxtaan wi. tabarakallah Cheikh Mbacké Thiam ma lay jaajëfalaat encore Oustaz Assane Seck di la jaajëfal di leen remercier bu baax a baax di ñaan borom bi dolli leen wér ak tal ba lépp lu ngeen bëgg a indi ci émission bi yàlla def ci woyofal ngeen indi ko ni ngeen ko bëggee nit ñi mën ko jëriñoo di nuyu à la technique Massamba Mbuub ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo ànd ak moom ci lu jëm ci xarala bi di leen jaajëfal ñoom it kon léegi-léegi ñu dellu ci xarala bi ñëwaat dugg ci biir waxtaan bi. gaaral bi. alhamdulilah rabbil alamin kon bu ko defee suñu thème mi ngi noonu la réfutation entre nécessité et excès xam nga ci biir histoire l'islam lu ñuy wax radd xam nañ ko miin nañ ko maanaam borom xam-xam yi doon nañ yëkkati seen plume wala yëkkati seen kàddu di ci tontu wala di joyanti loo xam ni nit bind na ko wala yëkkati ay kàddu teg ko ci l'islam pour leeral ci wàll boobu ci masala boobu joxe ci jàngale l'islam ni mu tëddee loolu du woon sax diggante rek jullit ak ñu dul jullit doon na nekk yenn saay ay nit yoo xam ni ay yéefar lañu wala ñoo xam ne dañoo ñàkk xam l'islam wala ñoo xam ni sax ay naafeq lañu ñu ngi ci biir l'islam di waaye nag gëmuñu ko wala sax mu nekk ay jullit ni ñu koy waxee ci tubaab de bonne foi jullit dëgg ba pare wax loo xam ni dafa jara jooyanti bu ko defee kon ñëpp dañuy nangu ne jooyanti boobu lu jaadu la moo tax nécessité bi parce que kenn warta bàyyi erreur muy law kon kooku niñ ko war a nangulee l'islam noonu lañ ko war a nangulee ñëpp tey jii ku wax njuumte ci booleel ci askan boo bokkul wala réew moo bokkul wala ne yow lii nga gëm wala nangam da ngay jooyanti kon loolu moo indi nécessité bi parce que soo bàyyee erreur bi muy law day indi problème kon jullit yi ñëpp dinañ leen nangul ne am nañu droit rawatina seeni borom xam-xam ci ñu jooyanti lépp loo xam ne dañoo gis ne wax nañ ko ci jëmee ko ci l'islam wala ci jullit yi te jaarul yoon mu des nag léegi jooyanti boobu est-ce que léeg-léeg ay xaabaabal du ci am loolu dina feeñ ci biir waxtaan bi kon su ko defee Cheikh Mbacké Thiam ñu tàmbali fan yi ci actualité Sénégal gis nga ñu indi fi lu jëm ci booru Kolda mu am fa benn waay bu doon woote foofu ne fa am téere bu yàlla wàcce ci moom am nag benn
tabax bu mu tabax ci biir goxam foofu di ko wër ne daf cay def tawaaf ak it ne fukkeelu fan ci weeru muharram moom ci lay def aj màkkaam ak yu ni mel bu yàggul ñu gisaat tamit fële ci Touba ay nit jékki-jékki rek ne joox foofu sol seen yu weex indi fa fitna ñu laaj ne lu ngeen bëgg ñu ne dañoo bëgg tawaaf foofu ci juma Touba bi daayira bi fa nekk am fa taxawaay bu dëgër bu am solo ne leen lii kenn du ko defee fii tawaaf li ñu ko xamee màkk lañ koy defee ak ci conditions yi nangam ak nangam kon loolu Cheikh Mbacké Thiam laa la bëgg njëkk a laaj sa xalaat yooyu di xew noonu yow fan nga koy dugal ci jàngale l'islam est-ce que lu bette la wala est-ce que loo xam ni la du ñàkk ak it bu loolu amee lan moo war a nekk taxawaay jullit yi ak rawatina ñi jiite jullit yi moo xam seeni borom xam-xam moo xam ñi ñuy déglu seen kàddu ci diine. jërëjëf imam di rafetlu bu baax fa tabarakallahu laaj bi di rafetlu itam fa tabarakallahu barab bi nga xam ne ci lañ ma ko laajee mooy jataay bi ndax alquran daf ni laa xayra fi kathirin min najwaahum illa man amara bi sadaqatin aw maarufin aw islaahan bayna naas kon du jataay yëpp am njëriñ waaye li ci ëpp njëriñ mooy wa man yafaal zalika ibtigaa mardatillahi fa sawfa nu'tihi ajran azima kon mu mel ni lañ ciy indi rek yàlla nañ ci am loolu mooy kon ngërëmul suñu borom subhanahu wa taala mu nekk thème boo xam ne ñaare dafa bokk ci thème yi ñuy tuumal ak di leen tam mooy thème bu sensible léeg-léeg nga dégg nga naan thème bu sensible la. waaw fekk du thème yi moo sensible waaye pas-pas yi ñoo sensible. dafa am ci menn réewum arab benn taximaan yàpp benn kiliyaanam jàpp isaatul quran ci rajo taxi bi maanaam jàpp benn chaîne boo xam ne alquran day tari muy réew mu mel ni Sénégal rek. nga xam ne boo fi jàppee ab télé mbaa rajo pendant 30 minutes ñuy jàng alxuraan loo njëkk a jàpp gën kilifa moo génn àddina nga njëkk a wax. waaw bi biir rajo bi ci taxi bi jàngee ab diir waa ji taximan bi yàpp ni ko man maata ku dee. chauffeur bi ni ko maatat qulubuna suñuy xol ñoo dee. mel ni kon ndeetal xol yooyu mooy waral nag thème di sensible fekk du thème sensible ala kulli xaal waaye wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliiga mooy kon lu tem ba mën a doon rek nag ku jullit yi faram fàccee dolli kooku ci seen diine xam nga li nga wax doguma la foofu mais exemple boobu nga joxe maa ngi fàttaliku am na benn kilifa bu mag ci pays arabe yi toujours boo xamoon fi mu tolloon ci nekk kilifa ak nit ñi ragal ko ak yu mel noonu bi mu faatoo ñu tëral ko nii defar sàppe pour jullee ko benn imam tamit bu siiwoon ñu ne na def fàttali balaa ñu koy jullee jox ko micro mu ne ngeen ne lan ñu ne ko nga def fàttali comme nit ñi bari nañ fii kilifa yi ñëpp a ngi fi nga def fàttali parce que léegi nit ñi ñu sàggane seen diine balaa ñu koy jullee mu ne leen man awma fàttali bu may def ah luy wax nii ak ñi fi nekk ñëpp mu ne leen kii fi mu tolloon ci kattan ak ndomba tànk bu fekkee tey moo tëdd fii nii mënulul boppam dara ba ñuy defar sàppe pour julli ko ngeen ne loolu doyul fàttali kon yéen da ngeen maa bëgg a dugal ci wax ju bari jërëjëf comme ça ngi leen ayo bismillah wallaahi kon mu doon loo xam ne comme ni nga ko waxee sànq lu jiitu sallallahu alayhi wa sallam sax amoon na fi leeral nga ko mu leeral bu am solo du caa génn jullit ak moroom ma kese du caa génn jullit ak ku du jullit kese du jàkk mais en fait il s'agit de défendre des intérêts moo tax alxuraan daf ñu ci indi ñaari exemple pour rek dugg ci li nga wax ni nécessité ak excès mu ñaar yoo xam ni Isa alayhi salaam daf ñu ko jàngal te mooy bu réaction waree am doon nécessité ak réaction ba la nga koy teg ba mu doon excès ndax Isa ibnu Maryam ba mu nekkee ca berceau ba dib liir ba muy dindi tuuma waajuram bu jigéen ni inni abdullahi bari na borom xam-xam yu ni ba mu daaneelee kàddu ga waxaatul ba na mu tolle ci war a wax kon mooy nécessité la ci mu am lu mu leeral waaye ba mu àggee ba ci argument yi nag ñu ànd ak moom naan doomi yàlla nag bu boobaa excédent di dugg muy indi su boobaa bu ñu ko tàmbalee rek ci yahudi ak nasaara yi alxuraan def ni wa qaalatil yahudu laysati nasaara ala shay yahudi kat ne ne nasaraan yi nekkuñ ci dara wa qaalati nasaara laysatil yahudu ala shay nasaraan yéet ni yahudi yéet nekkuñ ci dara coow li commencé suñu borom àddu àtte boole yahud ak nasaraan yépp ci benn jotaay ni yaa ahlal kitaab bi yahud ak nasaraan confondu lastum ala shay'in kenn ci yéen nekkul ci dara dudul
xataa tuqimu tawraat wala injiil wa maa unzila ilaykum min rabbikum liy tax kenn nekk ci dara mooy fexee nekk ci la sa borom jàppe dara. Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu daf ci àddu sax mu ni lastum ala shay'in iza lam ta'malu bima bihi wasaakumul mufaddilu waaw lastum ala shay'in iza lam ta'malu bima bihi wasaakumul mufaddilu kon mu mel ni bu ngeen toogee ba yàgg nag. firi loolu xasida bi. waaw maam nekku mooy la alxuraan wax rek la firi mooy nekku leen ci dara. ndax du xataa tuqiimu tawraata wal injiila wa maa unzila ilaykum min rabbikum fekk du da ngeen a def yitte ci lii dara te mooy di jëfe li seen borom wàcce ci alxuraan ak tawreet ak injiil ak zabuur. kon imaam pour tënk ni foofu rek. sëñ Tuubaa tam nga di wax. waaw sëñ Tuubaa loolu lañu di. dégg sax ba teg ca ni. bi ma bihi minhu ataakum Moussa wala Moustapha wa ma bihi jaa Isa gën naa yaatu ca. d'accord xasida ak laysal birru gi damay xëy na bañ a guddal lool. waaye li ci am solo mooy bu ñu nee radd. dafa bokk ci baati arabal ñaare yi nga xam ne dañu koy arabal di ko firee français. ñaare tey suñu jotaay bii ki dégg làkkee ko ci Barma mbaa ka nekk ci Fuuta mbaa ca Siin dana dégg baatu bu radd dégg baatu bu réfutation mais ñaar yi ba tey lu mu firi ci kooku. weesuwul am na ñu koy firee boot di konte rek mbaab defante mbaab werante mbaab rek ci misaal bëgg cee boole lu ci bokk la wala génn ca lu ca bokk te islaam Cheikh Ibrahima Fall radiyallaahu anhu dafa waxoon ni dafa am la nga xam ne loo ko ca boole boole du ca ak la nga xam ne loo ko ca génne ca la kon kan mooy radd mooy ki nga xam ne sallallaahu alayhi wa sallam ci boppam moo définir jëf ji nit di jëf mbaa kàddu yi nit di yëkkati mbaa aw doxalin bañ ñu kon kii radd la mooy il est à réfuter wala ces arguments sont des arguments à réfuter. man ahdatha min amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd kon daf ko définir mooy kon ku ci bëgg dugal lu ci bokkul moo xam yaa ngi ci biir moo xam yaa ngi ci biti fa huwa raddun su boobaa radd ga itam nag mooy ban stratégie mu gën a approprié pour def ko. D'accord kon su ma la toppee radd bi lu am asl la loo xam ne am na base ci lislaam ñu war ko jëfandikoo mu des nag fi nga toll nii ci si li ngay faram-fàcce mooy am na nuñ ko war a defee. foog naa nga toll waaw d'abord ku ñu ko war a def loolu yëpp nag moo nar a doon waxtaan bi moom. parce que ku ñu ko war a def. parce que dafa mel ne fi nekk nii tubaab di wax ça va dans tous les sens. très bien nekk nii ku ñëpp a ngi jóg di radd. ñëpp a ngi jóg di wax ku nekk a ngi jóg di wax damay défendre l'islam wax lu la neex def lu la neex te yow da nga ne am na stratégie. waaw moo waral li may faral di wax gars yi ni leen ba sallallahu alayhi wa sallam àddoo daf ni ballighu anni walaw aaya jottali leen ma doonte benn laa yàlla mu tëkkuñu ci ñaari jëng yoo xam ne dañu ko desee dégg ballighu anni la wax mooy kon jottali leen ma waaye waxul jottali ngir jote radd gi kon bu fekkee ne da ngay koy jottali ngir ci biir jottali nga jote ca yow mooy waral profession nga ni religieux profession nga ni islamologue bon xëy na du ma dugg sax foofu parce que bi faral di wax ni islamologue noonu islam bu mag da doon islamologue du latin logos pourvu que mu def yitte ci gëstu islam ba xam fu mu koy jaar donc waaw parce que nag loolu bokk na ci li ñuy yi may tuddee say xaaba ba li mu nekk da ngay gis ñoo xam ni dañ naan islamologue noonu l'islam la mooy nangam mais islamologue rek ci boppam mooy koo xam ni dafa yittewoo jàng l'islam ci ni ko tubaab yi tuddee très bien léegi nag motivation yi tax mu di ko jàng nag aywa donc foofu aussi am na nuance donc islamologue Cheikh Mbacké Thiam professeur nga ne islamologue carte de visite nga ne Cheikh Mbacké Thiam religieux ça c'est n'importe quoi xëy nañ ci dikkaat mais ala kulli xaal kii nga xam ne kon man ahdasa min amrina haza ma laysa minhu fa innahu fa huwa raddun dama la wax sànq la ballighu anni wala bi aaya tënkaat ñu ci beneen jëng mooy kon looy jottalil sallallahu alayhi wa sallam wala nga di ko tontolee lu ñu ci dugal te bokku ca dañuy wala aaya mooy kon da ceslaay la doon alxuraanul karim wala aaya daf ñu tënk wala aaya bu ne woon rek ballighu anni yem ci ku nekk sa argument bopp nga koy défendre mais wala aaya mooy kon donte benn laaya mooy kon delluwaay yi dëgg-dëgg bu ñu ko déggee mooy lu ko way yëkkatil na nga mën ne ceslaay li kët lii la kon oustaz fi may tënki foofu léegi moom mu nekk nag nattukaay bi moom sallallahu alayhi wa sallam li ko Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu di wax ci nan ko huwa naasu wal miizaanu ni'mal mumakkanu mooy nattuwaay bi mooy kon radd googu boo jógee ni diw nangam li mu wax nangam radduhu la ñuy wax mooy nañ ko radd mais radduhu bu ko rudduhu jiituwul ça pose problème radduhu bu ko rudduhu jiituwul rudduhu fu mu nekk wa in tanaza'tum fi shay'in fa rudduhu ila Allah
mooy kon nit ki nañu peese mbiram ci yàlla ak ci sallallahu alayhi wasallam ndax li mu wax lu jar a tontu la ndax ku jërë génne ki l'islam ni ko gars yi di waxee gars yi dañu day sax génne ki l'islam excommunication comme on dit à la limite excommunication léeg-léeg mooy am très bien léegi-léeg ci misaal kañu koy def ndax bu islam doon àtte ci tribunalam danaan kii mat na ko def ak bu ñu ko koy def tey nan la islam santaane ngi defe ko ni al imam mu mel ni kon rek pour daanelee fi nga dikk sànq jombul bu kàddu gi dikk ñu mën caa gën a yaatal bu ñu àggee ba ki nga dégg tawaaf dégg kaaba dégg alxuraani diw dégg addisi diw évidemment te muy doon lu ki nekk loo xam suñu borom moo ko tënkal boppam mais coow lépp nag moo di bu fekkente ni li araam dees na ko nangu bu fekkee diwa ko def foofu lañu toll ja'alallaahu alkaabata al baytal xaraama qiyaaman linnaasi baatu tawaaf bi nga jëfandikoo sànq lu mu wax wal yatawafu bil baytil atiq amul leneen léegi nag bu dee murit bi firil ay bu dee murit bi mooy tawaaf moom kaaba ga la bu dee murit bi am na aw taasu mooy faral di dégg muritoo Tuubaa yu sunu Màkka kay lu ñu aji aw taasu yàgg la aywa muritoo Tuubaa yu sunu Màkka kay lu ñu aji non non man maa ngi koy doog a dégg léegi-léegi ci ak réer itam nag ak réer tax nga dégg ñu ne effectivement ak ñàkk dégg sëriñ bi ñàkk koo dégg à savoir que ku amul moyen yi dem Màkka sëriñ bi nee na Tuubaay sa Màkka ki xam-xamam toll foofu imam day jàpp ne moom bu jógee tawaaf kon daa am alaa kulli xaal yéene aji donc lépp aju ci la taxoon suñu borom di wax ak sallallahu alayhi wa sallam ci suuratu Muhammad ginnaaw waxi kese ak pas-pasu kese ak xër kese lijjantiwul diine mu ne ko yow moom bul yam ci jàngal nit ñi luy laa ilaha illallah ndax annahum kanu iza qila lahum laa ilaha illallah yastakbiruna kon yow Muhammad boo bëggee defar àddina fa'lam annahu laa ilaha illallah wastaghfir li zanbika mooy ko ne xamleel yàlla xamal te xamle te xamlu ni laa ilaha illallah kon bu lépp te ko ci xam-xam jombul ku ñu war a radd nu ñu koy radde ndax léeg-léeg la ñuy tuddee radd sax radd la ndax radd la léeg-léeg ndax la ñuy balaame léeg-léeg islam nangu ko waaye ci suñu réer ñu di ko condamné ndax la ñuy nangu itam islam dàqu ko et cetera moom xam naa ba ma joxaatee kàddu gi tam am ci digal jëm cee yaatal tabaarakallah am na solo ni nga ubbee waxtaan bi introduction bi ni nga ko defee donc noonu laa ko bëggee woon maa ngi ciy sant yàlla baax a baax ci ne maa ngi ñaan yàlla chaque fois ma bokk compréhension ak ñi may invité parce que su ngeen wutee compréhension mën émission bi day mujj 10 mais mel na ni kon ñoo bokk niñ ko déggee tabarakala léegi oustaz Assane Seck yow tam dama lay jox nga ubbi parce que toujours man kàddu bi may njëkk a joxe damay jox invité bi moom mu ubbi ci xam-xamam donc mbiru radd boobu yow fan nga koy dugal ci lislaam booy jeexal tamit nga jeexalaale tam ci ñaari misaal yooyu ma joxe kooku woote fële ci Kolda yam fa wax ak tam ñii ñëw naan dañuy forcé naan dañuy tawaaf ci jumaa Tuubaa bi looñu ci indil ci faram-fàcce. waaw ñu ngi gërëm Cheikh Tidiane Cheikh Mbacké moom tamit jotaay bi ñu boole du tey wëllëre la bu yàgg moo tax bi ma ne mooy ñëw ma ne kon jotaay bi dina neex maanaam tegal nañu orientation débat bi te il faut nit ñi xam benn mbir dama mos wax Oustaz Assane Diouf bool fajri ne est-ce que dañuy jëflanteeg sénégalais comme yéefaru màkk yi wala société bu nekk Médine est-ce que dañuy jëflanteeg sénégalais yi di leen àttee comme ba ñu nekkee màkk époque jaahiliya paganisme wala dañuy yóbbu xalaatu Sénégal comme ñu ngi Médinatu Munawwara ñu xool situation màkk ak Médine bokkul mu xool ba ci àgg mu ne ma dañuy boole ñaar yëpp parce que léegi nga toll Sénégal nga jàpp ne fii ceddo kese la ndax seeni xalaat nga jékki ñu set ci wecc mel ni ñu ngi Médinatu Munawwara kon ku dëkk ci réew moomu day laaj nga xam diine googu àtte leen màkk àtte leen Médine yan base la teg pour ñu jëflante ak ñoom lan mooy suñu problème ñun dafa am lu ñuy animé moo tax dañuy génn suñu cadre diine dañu tënku mooy baatu faru duuxu bi nga wax sànq wa in tanaazatum fi shay ñun c'est-à-dire ay moowu liberté démocratie day animé même ñi nga xam dañoo jàng diine mais bu ñu nekk situation dañu am benn liberté bi ak benn démocratie bi te loolu seen définition jotuwul ak l'islam dara man damay faral di wax ne islam du démocratie du islam
liberté bi démocratie woote du liberté bu l'islam parce que il faut ñu woowe turu lu nekk ci turam turu lu nekk parce que l'islam ba muy samp dafa ami principe démocratie tamit bu muy samp dafa ami principe dontoon léeg-léeg nga gis ñu niroole dara ba léegi gars yi naan la l'islam dafa am démocratie du démocratie bu gars yi di définir damay bañ ñu daanu ci kàmb yooyu parce que léegoo nit ki jàpp ne am na liberté wu wax ci turu l'islam te fekk l'islam waxloo ko misaal lay joxe même ku xasoon yonent bi tey en France ñi daloon ñi caricaturé l'islam bu reyloo ki ko def du benn imam Kanté mooy tëpp pour rey waa ji. parce que moom sànq dafa tudd mbiru stratégie. kon am na nu ñu koy defee. kon dégg na teel rek. voilà nga ne damay radd. def lu la neex. voilà d'ailleurs misaal boobu nga joxe. ki faat Samuel Paty. xale bu ndaw la 20 ans xaw ma. voilà donc da nga naan xale bi est-ce que sañ-sañu boppam la def. wala kan moo nekk ci ginnaawam ba pare ñaareel ba posé wu naa sama bopp question boobu. mooy que ni est-ce que suñu bàyyee léegi ay xale yu am 20 ans. ñuy fajal seen bopp ci turu dañuy défendre l'islam est-ce que mënta indi fitna li tax ma wax ko mooy benn xale mën na ëllëg sax jàpp ne imam bi ci boppam sax di jiite fii wax na loo xam ne war na ko mën a faat mu dem faat ko bu boobaa te am na sax ay dëkk am na fu mu xew sax donc kon moo tax question boobu nga indi noonu ma dégg fan yi sax benn oustaz di ko wax ma ci laa ne ci nañ waxtaanee affaire bi ci tey parce que oustaz bi dafa ni waaw yéen bi sallam am na koo xam ne doon wax lu ñaaw ci moom mu ne fu ngeen daje moom na ngeen ko faat may waxtaan ak benn waay ma ne ko mais li mu wax dëgg la loolu li mu wax dëgg la mais ma ne ko mais li ma jaaxal nag mooy dafa am lenn lu mu jël bàyyi leneen te loolu mooy indi déséquilibre yenn saay parce que noonu ni yonent bi waxee kooku bu ngeen daje moom na ngeen ko faat kooku da ngay xam lan la waxoon yonent bi ak lu mu représenté woon ci jamono jooju ñaareel ba mu ne ma ne ko am na ñeneen ñu wax lu ñaaw ci yonent bi sallam te yonent bi waxul ñu faat leen ah kon tamit soo indiwul loolu yëpp pour équilibrer ko comme léegi li nga wax ni xam ban mentalité ngay waxal ban société nga nekk boo moytul dina indi ay problème ma bàyyi la nga egg waaw maa ngi doog a dégg sax ki ne yonent bi ne leen ko faat du ma ko dindi parce que histoire la mu ngoog est-ce que yonent bi waxul leen ne andi leen ma ko waaw tey te kii wax loolu ma lay wax ni voilà doctorat de parce que bon man parce que histoire la du ma dindi ba sax man maa ngi doog a du ma ko dindi parce que faaw nga am looy teg ci li mu wax na ko mu leer parce que bi mu waxee loolu est-ce que nit faat na ko kenn faatu ko te waa ji bi mu déggee ne yonent bi da ko tëkku dafa tàmbali def ay woyam di baalu nu biitu anna rasulallahi awadani wal afu inda rasulillahi maamulu fi yonent bi mujj ak moom baal ko kon lu ci mënta am wax na ne faat leen ko wala bokk andi leen ma ko damay bañ nit ñi jàpp ne ku nekk da ngay fajal sa bopp ci biir li nga xam ne dalaa tënk misaal lay joxe yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy signé sulhul Hudaybiya bëgg a dugg Màkka ñu ne ko doo fi umra lu gën a metti saxaaba yi bëgg rey seen bopp bi ñu signé accord ak Suhayl ibn Amr pour que gars yi dellu ba déwén ñu signé seen accord ñaata at la ñuy toog ba ñu am affrontement Suhaylu dafa ñëw ba ñu àgg ci haza ma salah alayhi Muhammad rasulullah Suhayl ibn Amr lii la yonent bi di signé accord yonent yàlla bi di signé accord ak Suhaylu ne ko gëmuma ne yaay rasulullah damaa gëm Muhammad ibn Abdullah saxaaba yi bëgg rey seen bopp kenn du ko fi dindee kenn du fi dindi tur bi yonent bi calme leen c'était citation yi laay bëgg bu amee ñu xool comportement saxaaba yi par rapport ak li xewoon parce que li fi xew day xewaat rek ni nga ko waxee du lu bees phénomène bi dafoo yàgg kon dañuy bëgg ñun suñu problème encore fan la feeñee mooy l'islam bu ñàkk organisé wu pour di fayul boppam ñu nga am problème boobu tamit moo tax par individu dañuy réagir parce que amul ku taxaw dindi loolu parce que tamit kooku xas yonent bi war nañ ko teg yoon ba keneen bañ a génn ci géew bi di ko defal boppam malheureusement amuñu organisation boobu moo tax Sénégal dama lay wax ne fii réew moo xam ne ñu ngi méngali nit ak yàlla bu ñu fa xasee yonent bi bu mu la bett d'accord réew moo xam ne fii ñu ngi wax ne diw yàlla la kon xas yonent bi mooy gën a kii te damay faral di wax ne léegoo léeg ñu ne yonent bi gars yi daw l'obélisque waaw mais bu ñu waxee yàlla méngalo ko ni kenn du dem l'obélisque d'accord kon réaction yi gis nga ni muy wutee kon li mënta am mooy nit ñi su defee nit ki su waxee dara da ngay xool li ko wax ndax dafa réer comme cas bi nga xam ne jullit ay wax misaal ay wax rek yéefar mën na wax ci réer jullit mën na wax ci réer ku ci nekk mën nga wax ci tey kon pour ñu àtte la faaw ñu woo la dafa mel ni ku bàyyi julli ci lislaam kenn du tëb rey la dañu lay woo laaj la lu tax doo julli ngay damaa tayal ñu ne na dañ wala nga ne maa lànk julli gëwuma ne ci farata yi bokk islaam génnee jaasam wala xawma julli kat ñu ne kaay ñu jàngal la ko d'accord mais oustaz peut-être sax buñ la woowee sax non seulement comme li nga waxee
lu tax nga bàyyi julli lu tax nga bàyyi woor wala lu tax nangam déjà kon dañ lay may liberté nga tontu. bien sûr kon islam du diine boo xam ne day yóbbu fitu nit. déedéet bu nit waxee lu jaaduwul rek. nañ ko ngàdd nañ ko rey. première chose deuxième chose bi ci li ma dégg nga wax. mooy que ni normalement sax kooku buñ ko bàyyee mu wax ba pare. li ma benn waaye doon wax mu ne ma imam mu ne ma ñun tàng nañ ma ne ko mu ne ma yàlla daal ni mu ñu ëppee yërmande sax du jàmm ma ne ko lu tax nga wax ko mu ne ma déglu na iblis. nañ ko wax nga dëgg de mu ne ma déglu na iblis. nee na ko lu tax nga bañ a sujjóot. voilà ngaddu ko. voilà mais daf ko ne lu tax. ba iblis wane féeteerloom. mu wan ko ni nag sa féeteerloo moo la sànq yow. waaye du man iblis après def affaire fumiste naan ko nangam. voilà mais comme li nga wax noonu bu ñu woowee nit ki sax ne ko lii dafa mel ne kon borom xam-xam itam dañ koy indil ay tegtal yu koy wane ni lii muy défendre. mënu koo lay ci l'islam ba waa ji féeteerlu ba wane ni moom léegi moo tay daal. la ñu doog est-ce que loolu li ma wax est-ce que loolu la. mais xoolal ma jox la message yu palpable kaaw say ñu tuddoo ko ngeen baal ma. Moustapha Diakhaté. waaw dina ci ñëw waaw dina ci ñëw maanaam wax ji. dina ci ñëw après dinaa la wax dina ci ñëw d'accord mais ñu continuer maanaam nit ñi. position yi ñu jël naka l'islam bëggee ñu jël ko. misaal du bëri maanaam nit ki bu defee benn faute. réaction nit ñi jëlal Xaatib ibnu Baltaa. Xaatib ibnu Baltaa xam nga lu mu def sëñ Bakke. yonent bi préparé stratagème pour dem jëli alalu jullit ñi ñu bàyyoon Màkka. mu bind lettre trahir yonent bi. feeñal secret yonent bi comme stratégie état la rek quoi nga siwal ko fii dañ naan trahison la. trahison. seen gars yi dugale ci kaso wala dóor la bal. mais bi yonent bi xamee loolu ba nga xam dafa yónnee ñu dab ki nga xam ne moom la yónnee ñu nangu lettre bi mu ñëw. bi lettre bi accès citation bi est-ce que gis nga saaba bu ko dóor est-ce que saaba bu ko xas non Alxuraan a wàcc di wax yaa ayyuhallazina aamanu laa tattaxizu aduwwii wa aduwwakum awliyaa tulquuna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bimaa jaa'akum minal haqq ba mu ko naan lan tanfa'akum arhaamukum wala awlaadukum yawmal qiyaama yufsalu baynakum lu Xaatib ragaloon bi ñu ko wooyee xoolal yonent bi da kaa woo ne ko Xaatib lu la dugal ci lii joxewul dóor leen ko de. da ko woo ne ko lu la dugal ci lii mu ne damaa bàyyi doom yi Màkka ak alal ji ma ragal su ngeen demee xeex ma ñàkk ko. ndeysaan Allahu akbar. Qur'an ne ko daf ko laaj ndeysaan daf ko laaj lu la dugal lu la motivé ndeysaan mu ne ko sama doom ya ma bàyyi ma xam saa bi am nañu gàddaay bàyyi seen doom yi Màkka seen soxna yi seen alal yi. mu ne loolu laa ragaloon mu Qur'an ne ko nag yéen ñi gëm bu leen allié ak samay noon ay seeni noon ngeen di leen nëbbal ay cofeel waqad kafaru bimaa jaa'akum minal haqq dañoo weddi ba mu naan ko Xaatib lan tanfa'akum arhaamukum wala awlaadukum yawmal qiyaama sa doom ak sa alal lan la lay jëriñ yawmal qiyaama yufsalu baynakum ñun ñooy wax fii rek jëndal la sa doom fii ay avion mais alaxira dalay daw nga koy daw sa alal du ñëw bi maanaam jaru ko fi daal jaru ko fii alal jaru ko fii te dañ ko jox ay argument yu leer quoi won ko ni mais xoolal ñu juum nga ci appréciation bi nga def quoi ndeysaan xoolal ñu intégraat Xaatib ibnu Baltaa intégration fan la gën a garaaw bi yonent bi di bindale roi la lettre yi ay César ak Hirak Hercule ak yooyu azimi Rome azimi Furs dafa boole Xaatib ci ñi doon yóbbu lettre yi pour xama ko ne amaat naa sa confiance ndeysaan mission bu toll noonu mu ne ko demal xam nga bu la président yónnee lettre ni muy réy ci yow waxuma laa yonent bi mu boole ko ci ñi mu envoyé pour ñu yóbbu lettre yi ci pour intégrer waat ko xamal ko ne bokk nga kon erreur yi ñuy def ci yoon wi ak yi ñu tey il faut ñu ràññee ko doog a mën a réagir te dafa laaj nga xam dégg bu baax même islam boo sàccoon léegi nga ñëw kenn du ne tipp sa loxo dañu lay andi lu tax nga sàcc nga damaa xiif ñun la non kenn du la laal li nga sàcc foo ko fekk ci mbedd mi fokkarti ma ko fen da xam nga sàcc dafa foog nga fekk dara ci nit del ko mais loolu fekk mu tege nga jël te fekk da nga jàpp ne fii da nga ko fekk gisoo ko ci loxo kenn xam nga boo ko fekkoon ci nit këf ko wala nga nangu ci moom ñu mel ne sàcc fekk naa 10 000 bu taxawee ci angle bi ma for ko ñu ne ma sàcc déedéet sàcc ma ñu xool sama âge est-ce que am na âge bu tax xel bi ñëw pour mu bañ a sàcc wala sama xel a ngi ci yow si ci man ak somme bi nga sàcc wala li nga sàcc am na lu muy toll kenn du dagg sa loxo conditions yi bu réunir ñu doog a dagg sa loxo kon lan mooy suñu problème ñun il faut ñu tranquille ñu dal gis nga ba mu signé accord sulhul Hudaybiya dafa bëggoon gaa ñi tranquille mu jottali l'islam calmement dafa am ñoo xam dañu mel ni ay saboteur lañu suñu buur wi la ñuy bëgg pour islam bañ a leer ñun nii di bon pas islamiste comme ni ñu koy faral di waxee waaw ñiy woote ci yoonu l'islam daal waaw mooy ñuy jox sax comme ni ko Sëñ Mbacké waxee du lu may apprécier islamiste islamologue non c'est-à-dire yooyu ay dañu lay classé islamiste yaa ngi ni ñu wutaleen étiquette islamologue ñu wutaleen étiquette dontoon ñu ni ñu koy déggee dina rafet ci ñun mais ñun ñoo am benn devoir calme explique nit ñi la religion c'est quoi c'est ça parce que boo bàyyi nit ñi parce que Kanté bu ñu jaale meru Kanté ak oustaz ak bu l'islam ñu tooñ l'islam ak ñu tooñ Kanté bokkul
meru Kanté ci biir l'islam dañ koy xoolaat mais meral Kanté bi mu meral l'islam la ñuy toppatoo. il faut ñu gaañee ñaar yooyu. doguma la foofu ma jox la ci benn misaal te loolu point bu ma prévoir woon la ci biir waxtaan bi effectivement jaxase yu mel noonu mooy indi des fois xaabaabal bi faj mer. wute na ak leeral l'islam ak défendre l'islam te gis nga aussi ma jox la ci benn misaal dafa am bis ma am lu ma bind alors daal di ne d'accorduma ci kilifa boo xam ne da nga am ndongo tànk ci réew mi ngay doxalee nii ak nii ak nii d'abord tudduma benn tur ñaareel ba dama ne kilifa boo xam ne da nga am ndombo tànk képp ku am ndombo tànk boobu booy doxalee nii ak nii d'accorduma ci parce que gisuma fenn ci lu ñu tuddee république lu ñëpp bokk wala lu ñu tuddee l'islam lu war a mën a layal façon doxalin boobu loolu rek laa bind de benn xale bu ne arabe la jàng na charia arabisant la et tout xëy na ñi mu àndal ñoo ko ne tontul imam Kanté mu def benn vidéo daal ne ma man de képp koo xam ni attaqué nga sunu kilifa sangam man tam pare naa pour attaqué la ci charia wan la ni xamoo dara wan la ni charia nangam bi ma wutee téléphone am ba woo ko nuyoonteeg moom jàmm teg yëpp nii dama ko ni yow sama waxtaan ak yow warul jafe parce que suñu bokkee référence yi suñu waxtaan warul jafe te comme yow jàng arab jàng charia léegi dama bëgg rek ñu waxtaan teg ko ci yoon ma ne ko yow xam nga lu ma lay reproché mu ne ma ne ko fi nga njëkkee def erreur après naa la jox kàddu nga wax ma mooy yow da ngaa jóg yëkkati défendre benn jëmm mais défendre principe taxulaa jóg ma ne ko déjà foofu nga defee erreur te man jàmmuma ay jëmm dama jàmm ay doxalin kon yow da nga ma waroon wax ni man gis naa ci l'islam lu layal doxalin bi mais yow da nga ne ma ku attaqué sunu kilifa sàngam man tam ma attaqué la kon nag yow fu nekk nii faj mer ak défendre jëmm moo la tax a jóg mais suñu waxtaan bi sax ci tënk waxtaan bi mujj na foo xam ni sax mu mujj ma sax tuumaal yu bëree bëri sax ay mbir yoo xam ni kenn xamul lu muy doon mais loolu sax beneen kii la mais pour doon indi li nga wax noonu différencier des fois nit ki yow sa bopp li nga xam ni yaa jiital sa bopp ak li nga xam ni vraiment cause l'islam la. voilà xaaral ma tëj foofu pour ma delloo Cheikh Mbacké kaddu parce que moom tamit développement day am solo dafa am ci moment les frères musulmans yi nekkoon Égypte je pense que Hudaybi la mu bind benn livre tuddee ko du'aatun la qudaatun boobu yëfi tar na be les frères musulmans ñi nga xam ne dañu doon déborder axe boobu ngeen di wax dañu doon mujj di takfir nit ñi maanaam ñi gëmuñu yàlla. kon loolu phénomène bi ànd ak mbooloo la non c'est ça parce que toujours c'est comme ça am na ñoo xam ne toujours mënoo leen tënk dañuy xaw a tërërër yi dafa laaj nga canaliser yonent bi ñaata nit la canaliser il faut man damay wax ne ñun bu ñu ndokkee ci situation dañuy fàtte texte yi toujours xoolal li yàlla wax ne ñi nga xam innama jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu xoolal tëkk yooyu bu ñu leen jàppee daggat leen pendre leen borom bi fu muy jeexale laay ba faaw mu àgg fa ila alladhina taabu min qabli an taqdiru alayhim loo tëkku nit ki nag bu tuubee yonent bi nee na wax ji jeex na yàlla nee na jeex na mais am ñoom seen histoire du jeex bu ñu lay radd xoolal ñi yàlla tëkkul boppam ne bu leen téyee daggat leen pendre leen mu ne bés bu ngeen yégee ne tuub nañu nag te jotu leen seen mer na giif mais gars yi dañuy garder ne fu ma ko jot naa ko rey voilà gis nga moo tax waa ji bind teer tudde ko du'aatun laa qudaat ñun ay prédicateur lañu du ñu ay juge atteloo ñu nit ñi dañ leen di woo ci l'islam su boobaa nga xool diine lan la wax ci li kii wax lan la wax ci li mu def nga ànd ceeg tey bu nee sanction la ñu yóbbu ko ci penc l'islam ñu sanctionné ko bu dee rey la bu dee dagg loxo la bu dee xas la bu dee nangam léegi nga dégg ko société bi del xool am na tuuma yi dal ci benn kilifa fii du ñàkk xëy na balaa débat bi jeex ñu expliqué mais xoolal ñi toog ci plateau yi man maa ngi yërëm ñiy wax ci diine ci plateau yooyu parce que ñoom démocratie da leen animé ba tamit mënuñu canaliser naka la ñuy bokkee ci débat yooyu parce que débat tuumal nit kële gëm démocratie am liberté am xalaat lu ko neex du yow mi jàng diine nga war a topp ay système am dafa am islam nu mu la canaliser bu yu mel nan ngay comporté woo ku ñu tuumal ci société islam nee na la comporté wul nii waxee ci nii mais non c'est la démocratie c'est la liberté ku nekk am nga droit exprimer wu bu yàggee nag yontu bi ku bëri looy wax nga bëri looy juum te ku bëri juum nga bëri bàkkaar tabarakallah alhamdulilah rabbil alamin yaakaar naa vraiment aussi bien Cheikh Mbacké Thiam que Oustaz Assane Seck ni ñu ubbee waxtaan bi nga xam ne mooy exposé bi nga xam ni moom lay xaar toujours ci samay ñaari invité foog naa am na solo kon bu ko defee dañuy delluwaat ci xarala bi léegi ñëwaat nag dugg ci biir faram-fàcce bi
Sara. tabaarakallah kon su ko defee ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ba émission bi ni mu commencé nii ak ni mu xóotee te am solo vraiment ku déglu ubbite bi di nga xam ni ñaar ñi fi toog tey thème bu mel nii wax dëgg yàlla jekku nañ ko géeju nañ ci et que dinañ ñu indil lu am solo di leen ñaanal borom bi dool leen encore wér ak tal ba ñu xóotal ko bu baax a baax ba njëriñ bu bëri mën cee bàyyeekoo. su ko defee Cheikh Mbacké Thiam c'est vrai kon problème baa ngi noonu donc entre effectivement joyanti loo xam ni jaaduwul ci diine ji ci l'islam nit yëkkati kaddu ci l'islam wax ko fekk muy njuumte wala sax muy tooñ wala fekk dafa réer ak loo xam ni dañ ci mujj xaabaabal nag ci biir joyanti boobu ndax xëy na niñ ko defee moo jaaduwul loolu ñàkk xam l'islam la wala loo xam ni mer mooy indi loolu wala lan léegi nañ jël ay exemple ay misaal pour jéem a xool buñ jëlee tey Sénégal cas yu mel noonu ni nit ñi réagiré ak yéen ñi di gëstukat yi nan ngeen gis ne noonu la waroon demee ak lan moo ci peut-être les points forts et les points faibles buñ jëlee fan yi par exemple am na sorti Moustapha Diakhaté jarul ñu koy nëbbu parce que loo xam ne la feeñ na ci presse bi ñu xam turam et tout kon mu am sorti bu mu defoon am lu mu jot a wax ci waajuru yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala ali ak tamit sax leneen loo xam ne wax na ko ci affaire li ñu mën a wax nekkinu jigéen ci Sénégal ak li ci aju loolu indi coow lu rëy am ñu ne comme ni ñu ko waxee ci wàllu radd yëkkati seen kàddu wax ci am na ñoo xam ni wax nañ ci lu ñu mën a tuddee lu xaw a woyof won ko ni daal lii nga wax ni dafa am ndak ñàkk teggin moytu lu mel nii bu la lii dalati et cetera am na ñeneen ñoo xam ni moom mën naa wax ne seen sortie moo gën a tàng am na si sax ay kàddu même yéefar sax dégg nañ ko ci naafeq est-ce que kii sax gëm na l'islam kii sax jaroon na foog naa ba ci faat sax dégg naa ko ci ay tëkku voilà léegi kon Cheikh Mbacké Thiam yow loolu nan nga ko dundee ak sortie yooyu nga ci jot a dégg nan nga ko gisee est-ce que sortie yooyu dañ ko waroon jàppee rek njuumte surtout que Moustapha Diakhaté effectivement ni ko benn waay waxee nekkul koo xam ni borom xam-xam la ci l'islam ba ñu war ko topp noonu jàpp ne benn borom xam-xam la boo xam ni moo yëkkati kaddu bu ko neex wax ko ci l'islam wala même bu nekkee tam nekkul borom xam-xam est-ce que war na tax ñu baal ko njuumte boobu kon ci biir loolu yow ni ñu doxalee ak masala boobu au-delà même de la personne nan nga ko dundee ak lan nga jàpp ne moo doon doxalin bi jaar yoon. jërëjëf Imam bokk na ci li koy indi exemple bi nga joxe sànq muy misaal bi nga joxe sànq mooy tey kooku dikk di la tontu te fekk waxu ak moom bokk na ci li koy waral damay àddu man ci barab ci mbooloo Imam Kanté toog ci studio am àddu bu ñu paree monté ni Imam Kanté taakal Cheikh Mbacké Thiam fan yii jàngat naa entre autres exemple benn bi dañu Serigne Mbaye Sy Abdou xaw ma répond fermement à Moustapha Diakhaté jotaay boo xam ne Serigne Mbaye Sy Abdou Ndiol Fouta yàlla na fi yàgg te wér ba mu koy amal mën naa ne jumb at yu bare bari ci ginnaaw la ñu dagg wax ja mu mel ni Moustapha Diakhaté lay tontu tey beneen bi dégg naa ci benn vidéo Al Maktoum répond à Moustapha Diakhaté Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum radiyallahu anhu yàlla na ko su borom dolli ak leer ca fa mu tëdd ñu ni il répond à Moustapha Diakhaté nga xam ni c'est mise à jour ces montages yi nga xam ne en général day gën a doy ko waar rek bu ñu jubee lu mel ni élection présidentielle ak contexte yu ñu toll temb ñu naan la l'affaire Sonko nga xam si boobaa ballixu an ni boobu bu am léegi kenn ku nekk sa bopp ngay jottalil waaye sa waay ngay jottalil itam dafa am benn film bu fi amoon sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam wax nga ko sànq film bu doy ko waar bu safaanu man dama suivre film bi toog ak ay kilifa diine ku ney tëkku ku ney wax mën leen waaw kan ci mbooloo mi moo teewlu film boobu ngi ma subhanallah loolu koy aram naa xool loolu koy nanga mën leen waaw loo xoolul noo mën a nattee aram nga loo teewluwul noo mën a nattee aram nga ma xam ne ni ku teewlu film ba lii sa yitte en tant que jullit ak diin an nasiha
mooy argument ya ca nekk mooy am na ku dikk layal ni sallallahu alayhi wa sallam nii la fi nekke woon kii la woon yow dikkal lay nii nekkiwu fi woon nii la fi nekke woon doonul woon kële kii la am déet su boobaa la communication boobu nous avons un problème de communication en fait la communication boobu mën a régler l'islam mën ko lijjantil jaasi ak taali bomba ak takki centre explosif lijjanti ko ala kulli xaal beneen bi alquran daf ni laa yuqaatilunakum jamian illa fi quran muhassanatin aw min waraa judur lu mu ko teg ba'suhum baynahum shadid lu mu ko teg taxsabuhum jamian wa qulubuhum shatta muy problème yu jullit yi am muy wopp joo xam ne bu ñu ko saafarawul nag dañ dul immuniser lu dikk dal ci seen kaw parce que système unitaire bi moo dul fonctionner su boobaa système unitaire u daawa bi moo dul fonctionner bokk na ci illaa fi quran muhassanatin aw min waraa judur boobu mooy je dis que damay wax gars yi damay tuddee les 3 ADM mooy arme de destruction massive ADM bu njëkk ba xewi na léegi parce que convention internationale yi léegi nangootu ñu di ko jëfandikoo ci sab noonu ñu dikk beneen ADM mooy des alliances pour la déstabilisation des mentalités dikkaat beneen ADM des alliances pour la distraction simplement des musulmans ñu nag ñu nekk ci biir loolu su boobaa da ngay jox sànq misaal mu am solo moo xam ne dinaa ko illustrer ci parenthèse rek ci benn misaal dama teew ci jenn jàkk fii ci Dakar ñu sëlmal timis am génn góor gu baax ndeysaan daal di jël kàddu joxe ay dog suba bisub ñaan la ku ci def nangam nangam ku ci def nangam nangam joxe ay ba dogee ñaanam kenn ci mbooloo mi ni ñokket ni ko fa anta radd waaw maa ngi teew maa ngi ci jàkk ji jàppal bàyyil gi am ba dal ndax këne nee na daal moom joxe ay dogi ñaan du cosaan ci sunna pour moom ni mu ko gisee. ni bërit fan tarad na coow yu bari ma bàyyi ba coow li daal ma dem ca imam ba ma ni ko imam mun ma ne ko lii waa gi def démb joxe ay dog ba tax ñu jàppee ko radd ku ci war a réfuté ma ne ko mu dikkoon saw ci jàkk ji bu ci gën a doy waar mu ma subhanallah saw ci jàkka mu ne ko moo ne nit saw na ci jàkka fekk sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba yi teew ci jàkka ji keroog balaa jant soo waa gi nekk na ab jullit ngir lan stratégie de communication bu appropriée bi sallallahu alayhi wa sallam jëfandikoo mooy saxaaba dañ ñu bërit ni saw ci suñu jàkka mu leen bàyyi ko mu àggale am sawam waa gi saw ba noppi mu woolu ko xam ne ko ni ko damaa jàpp ne dangaa xamul rek waaye ñun suñu jàkk ji bi ñu koy tabax ni saw taxul jullee tax waa gi ni yëkkat di jooy xam ne ko ni ko ku yàlla yónniwul ku yàlla niwul wa innaka la ala xuluqin azim mais amoo stratégie bi dugg ci islam kon kooku nasiixa la jëfandikoo plutôt que radd ñaari laaye yi ma la wax sànq te benn bi di indi morom ma taxsabuhum jamii'an wa qulubuhum shatta en fait day gisee une communication une communauté laa bëgg a wax boo xam ni bon li may tuddee la division dans l'unité mooy tey jann islam ak yenn jullit sax lay waxal ndax benn kilifa dafa ma ko mos a laaj ci jamono Rohingya yi mu ne ma waaw justement damay dégg affaire Rohingya waaw yow loo xam sax yow ci bouddhiste yi benn kilifa ci réew mi ma ne ko bouddhiste yi de bi ma mujjee def gëstu ci Bouddha yàgg na de waaye booba jamono Bouddha amoon na 350 millions taalibe ci àddina bi mun ma waa mais pourtant kon ñoom jullit yi leen ëpp ma ne ko yéen jullit moo ëpp bouddhiste yi yéen jullit parce que boo yéen jullit la bu dee sunnit yi ak seen jullit seen islam chiite yi ak seen islam ci biir islam ji ci seen bopp jullit murit yi ak seen islam mooy wala ngay dégg diw di jullit àqan la waaye nag matagul am murit dégg naa ko diw jullit la gaa waaye nag du tëggeen xaqan dégg naa ko te nag wala tamutunna illa wa antum muslimun waxul murit waxul tëggeen waxul keneen ak keneen ak keneen donc bi ñi accès ci foofu ma xam ne ko ni ko au moins 350 millions talibé Bouddha yi wenn say la ñun nag bu nañu wax sax 10 milliards de musulmans 10 milliards de pas-pas ngir lan taxsabuhum jamii'an wa qulubuhum shatta mooy benn bi beneen bi taxsabuhum ayqaazan wa hum ruquud suur Kahfi moo ñu niru ay njàccar te doon ay silmaxa ça c'est la réalité xëy na jombul nañ ci dëkk mais problème bi islam am dëgg pour tënk ci interpellation boobu nga def ci Moustapha Diakhaté muy koo xam ne personnellement man dama ko naw wax maa ngi koy wax ci sama benn poste personnellement dama koo naw lu ma ko naweet nag pendant toutes ces années
njumteeg benn bis du tax loolu dañ mooy dama ko ne pendant toutes ces années ci dëggu. kon Ju- jàpp nga ni boo nee njumte benn bis kon jàpp nga ni quand même juum na ci sortie bi. waaw lu tax ma jàpp ni juum na. njumte gi sax bi jaxaala. bi jaxaala. ndax suñu borom dafa bari sew sew. bi jaxaala. bi jaxaala. te bi jaxaala boo xasee am rek. attention beneen affaire day daal taxaw. te Moustapha Diakhaté njuumteem bi jaxaala pourquoi mën na nga bi jaxaala. dégg naa sama nopp bii kàddoom jaxaala mooy réer. ci réer. maam kii def ngir yàq. ak ki jubloo defar. far yàq ngir réer duñu benn. te lu bon bon dégg naa doonte ñaari ñeenti vidéo yoo xam benn bu ki nekk wax na ni effectivement damaa juum. mais ñaan nit ñi ñu ñaanal ma yàlla lii bañ maa dalati. kon bi jaxaal laay mën a jàpp. waaw loolu beneen bi waaw Cheikh Mbacké mooy li mu mais waxee. loolu mooy bi mu defee sortie bi ba pare nit ñi def ay radd ak lu nekk ñu wax ko ci. mu génn Justement. ne damaa juum mais man li ma jublu mooy Justement. moom ci boppam li mu wax yow en tant que gëstukat bi nga ko dégluloo sa bopp est-ce que mën nga ko nangul wax boobu wala jàpp gis nga ci ay faiblesse ci wax bu ma ko bi. déglulee sama bopp benn post laa def automatiquement ci Facebook bi. textuellement xam nga lan laa wax. dama ne j'admire Moustapha Diakhaté. Seulement je viens de me rendre compte que ses ambitions sont grandes. mais ses connaissances très limitées. parce que boobu laa dugal automatiquement. d'accord tegaat ca benn boo xam ne dama ko wolofal ngir ñu jekku wolof. waaw man ne Moustapha Diakhaté ab jullit nag day def yitteem ci gëstu lan moo di lislaam boobu laa ci teg d'accord pour xëy na atteindre une cible potentielle également. waaw li ma bëgg a foofu mooy Moustapha Diakhaté bi mu waxee dama dellu ci sallallahu alayhi wa sallam dellu ci mag ñu baax ñi fi nekk ñépp te moo di bàyyi ñes radiyallahu anhu Cheikh al Islam ay bayit laay tegleel foofu rek xëy na dama koy genre vrac laay def foofu rek lu mu wax isa jamaul amwaala waftaxaru biha fa faxri wa maali xubbu zeynu malaa'i waxaat ni moom bàyyi ñes huwal kullu minhul kullu xaqan walam akun ujassimu maanan is qasattu sanaahu nga ni ndax jukko ju baax dong moo tax mu war maa gën ndax damaa gën ci ndey ak baay cheikh naa cheikh Saadu Abihi wax ci xasidaam gu mu tuddee innal muraada ak innal fuaada ñaari xasida la ñuy faral di móolandoo bii mu ni innal muraada min ijaadil xalqi iyaadu ahmata li fatqi ratqi bii mu ni huwal abar ibnul abar ibnul abar ibnul abar barrun ilaa abil bashar musalsalan mimman sajat kon mooy jukko ja rafet na waaye càlla la gàtt daa rafet nag ala kulli xaal beneen bi El Hadji Omar Ndaw rek ci Daaru Salaam gi ci Saalum yàlla na ko yàlla fay yàlla nañu ko yàlla fayal wa xaamidul xaqi xaytu kaana yursiluhu ilal xalaa'iqi bil quraani wal xikami nga dellu ci foo dellu rek dama ci xilaasu zahab dama ci sarul qulub dama ci mboolem téere mag ñi boo gisee gëstu parce que islam aussi xam-xam la dama la wax sànq ni la faalam annahu laa ilaha illallah pourquoi suñu borom wax ko sallallahu alayhi wa sallam parce que mooy islam bala nga ko mën a jëriñ ci xam nga koy jëriñ. d'accord kon su ma la man déggee su ma la déggee Cheikh Mbacké kon yow li nga gis ne foofu la Moustapha Diakhaté juume mooy li nga wax les connaissances limitées en islam oui oui maanaam kon dafa wax ci loo xam ni xamu ko te muy loo xam ne li gëstoom sama collègue dugguma la sama collègue docteur Cheikh Lo daf koy wax mu ni xam nga sax ni Moustapha Diakhaté ku dugg la moo tax ma naw ko sama benn xarit docteur Cheikh Lo dafay wax mu ni boo yàggee dégg ak a mën a wax ñun la kaay wax nga ne tey ma wax ba toj fa danaa waral nga wax ba toj le en fait loolu lay indi parce que aussi may tuub tey jéglu bu baax a baax mais arrogance moo baaxul ci dara arrogance moo baaxul ci dara te moo di nit ki looy wax te maîtriser woo ko xalaat wax ak assurance ci l'islam te Voilà. amuloo gëstu bu la may loolu wax assurance ci islam parce que xam loolu lu indi loolu imam problème bi ñu am parce dëgg que au delà de Moustapha Diakhaté ñun dañ koy jàngat pour que justement parce que dëgg pour que dëgg ñëpp dëgg voilà problème bi am dëgg ñu tiré dëgg ci ay dëgg leçons waaw problème bi am dëgg mooy bon xëy na du sax thème bi mais mooy suñu politique yi ñoo desee xam lu ñuy xaar ci ñoom gis nga bu fekkoonte ne ku jékku téere yi la ñuy fal ñun kon région boo dem ka fa teewal xalif général des mourides wala des Tidianes wala des xaadir la ñuy fay fal maire mooy doon député gox ba mais bi ngi leen di fal ñun faluñu leen pour xam nga dama ko seet bon je suis dans le milieu da ngay gis tey kuy préparer benn jataayu diine benn cérémonie officielle fi ngeen toog di añ mbaa di reer mbaa di joganiku fa nga ko fa lay laaj ko sa benn bayit Sëriñ Tuubaa mu wax ko ca bâche ba du jàll fa lay liggéeyantee benn addis ak benn laaya ngir la mën koo góondee ñu koy wax loo te ñu koy wax loo ñu ko su àlluwa ñu koy wax loo xaaruñu ko ci mu defaral leen seen diine dañu koo wóolu ci mu jegalal leen seen addina ala kulli xaal donc ils sont pas obligés ku ci toog jàpp ni pour sénégalais nii waa jaa ngi nii mooy dangaa war a wax bàkka
ak Màkka. voilà yooyu voilà. da nga war a wax ci càllala ak juddug sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. mooy da nga war a wax ci salaatul salaatu alal fatiha. loolu kenn xaaroo leen ci loolu encore une fois imam. d'accord kon loolu laa comprendre que déjà pour yow gis nga identifier nga li juumloo Moustapha Diakhaté mooy pour yow effectivement il est de bonne foi jullit la nit ku dëggu la mais dafa juum parce que dafa wax ci loo xam ni gëstoom mayu ko mu def ci njuumte yu mel noonu mais li ma comprendre mooy ba tey yow da nga jàpp ne kon dañ ko waroon jooyante rek wan ko ni lii njuumte la bul ci xóotal parce que amuloo xam-xam bi mais am na yeneen oustaz ci loolu lay ñëwaale ci oustaz Assane Seck an nasiha waaw nasiha dañ ko waroon conseiller daal wan ko ni juum nga fii et cetera ma ñëwaale loolu ci oustaz Assane Seck par contre Cheikh Mbacké Thiam ni mu waxee mën naa wax ne ñi ëpp ci oustaz yi du ma wax sax ñeneen ñi nga xam ne xëy na voilà ñi ëpp ci ñoo xam dañoo jàng ay oustaz jàng bu wér ñenn ñi sax mën nañ wax ne egg na sax niveau doctorat et cetera yoo xam ni non seulement yamuñu rek sax ci radd ko en tout cas wan ko ni mbiru càllale waa kër yonent bi waajur yonent bi saa sallam nangam ak nangam mais am na si ñoom ñoo xam ni sax dañu yëkkati kàddu yu doy waar parce que man am na ci benn vidéo bu ma déglu sax kooku dafa ne di ngeen dégg tey lu ngeen musul dégg ma wax ko daal di yëkkati kàddu lu ñaaw wax ko ci baayu ki ñuy waxtaanee nii ak ci ndeyam te kooku noonu oustaz la et cetera ma ne est-ce que lii yëpp jaroon na ko fi am beneen oustaz ma déglu ko moom tam mu daal ne luñ ko wax rek jar na ko parce que ku xam dayoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nga façon waxin yooyu léegi ma doon oustaz Assane Seck yow tamit ñëwaatal ñu ci sortie Moustapha Seck boobu notre ami Moustapha Diakhaté yow fan nga gis faiblesse bi fan la nekk ak tamit faiblesse bu amee jooyante bi nan la waroon tëddee voilà li ma mën a jox gaa ñu déglu ma Moustapha bu leen fàtte ne Moustapha lañ ko tuddee d'abord Moustapha yonent bi lañ ko tuddee doomam taaw Mouhamad la ko tuddee lu tax man xam naa njabootu Moustapha Diakhaté xam naa ko c'est sûr que fu may gis dina xam lan laay wax c'est pas loolu parce que xaw ma ko nii non waxoo pour défendre ko non xaw ma ko sax bu may gis nii dina ma seen xëy na doom yi li ma jokkook doom moo tax mu xamee ne kii jokkanaal mais xaw ma ko nii d'accord c'est pour wax la ne muy moom di keneen c'est-à-dire dafa am lu xew dañuy bàyyi xel bu baax Quran lu mu waxoon toujours dama naan bu problème amee dañuy réer ci biir texte yi bu ñu meree rek réer ci texte yi fa man i'tada alaykum fa'tadu alayhi bi misli ma i'tada alaykum Quran la ku jalgati seen kaw jalgati leen lu toll ni lu mu jalgati lan la Moustapha wax pour nga xam ne dafa wax ci réer dafa ne suma pap ak suma yaay ñoo gën papu nabi ak yaayam mu justifié ne parce que deewuñu ci l'islam moo la wax ne comprendrewul lan mooy l'islam pour Moustapha Diakhaté comprendre dogguma la je pense que li waroon a garaaw dëgg ci Moustapha Diakhaté li mu wax mooy su ne woon man sam papa ak sama yaay ay ceddo lañ ci kéefar lañ dee waaye papa yonent bi ak yaay yonent bi gënuñ leen xam nga boo xool loolu day leer naññ ci julli gi ne kii moom dafa jël ay waajuram rek gënale leen waajur yonent parce que rek deretam la mais fii dafa wane ni ay waajuram ci l'islam kon kooku dafa bàyyi xel ne l'islam la yaakaar ni comme ay waajuram ci lañ faatu et que dafa yaakaar ni ñu le faatuwuñ ci l'islam voilà kon loolu rek waroon na tax déjà yaatu dënn am daal mais continue jumte baa ngoog c'est-à-dire lan mooy suñu problème foofu ñun oustaz yi ñun ñooy toog ci télé yi naan gaa ñi bu Mouhamad andee l'islam ñu ñoo ko wax gaa yi Mouhamad andiwul l'islam non daf ko doon mottali si. ak notre prophète. ku ñuy wax notre prophète. oui c'est ça voilà. est-ce que Mouhamad prophète jullit yi wala c'est le prophète lui-même. non rahmatan lil aalamiina la. rab yi sax ci lañ bokk ak garab yi. maanaam lu Quran wax. millata abikum Ibrahim huwa sammaakumul muslimiina min qabl. turu musulman yi ñu ngi koy jëlee ci maam Ibrahim. moo tax yàlla naan ñu Abraham nekkuloon ni juif ni chrétien. dafa nekkoon xanifan musliman amul njabootam yooyu ay tur la rek yu ñëwaat parce que moo jur Isaac jur Yaqub jur Yusuf mu jur waa banu Israël yu duggoon Égypte ba mu nattoo leen Firawna ñoom i Zakaria Yaxya ci njaboot googu lañ jógee ak Moussa ak Isa prophétie bi dafa coupé woon depuis Ismaïl ca Makka arab yi amatuñu yonent benn Muhammad sallallahu alayhi wasallam mais desitu njàngale maam Ibrahim moo nekkoon Makka te l'islam la te il faut ñu fàtte dafa am ñu tuddee ahlul fatra ci diine ahlul fatra ala fatrati min rusul mooy ñi ñu àtte ñi maanaam koo xam ne fekkwul benn prophète bi dem na te judduwul wala fekk ko fa mu dund ci jamono ba mu dee te amul beneen prophète bu ñëw seen àtte mooy ñooñu dañu dem àjjana dañ leen considérer ku dee ci yoonu yàlla kon boo doon bàyyi waaw lu tax oustaz ban xikma moo nekk ci loolu koo xam ni yow
xam nga du sa njàmbaar. waaw maanaam parce que da nga tombé période boobu rek nga dem àjjana loolu xaw na ma. voilà parce que ban xikma moo nekk ci su loolu. nekkoon pour ñu mu la àtte da ngay fekk njàngale yonent bi ba mu leer sa bopp nga lànk. d'accord ñu doog la wax ne déggoon nga njàngale yonent nga bañ comme diggante Moïse ak Jésus. waaw ay junni at la diggante Jésus ak prophète junni at la am na ñu judd ci diggante bi ba dee xamuñu dara ci Jésus fekkuñu prophète sallallahu alayhi wasallam. ñooñu nga ne lu seen atte du ñu dem safara. yàlla dañ di àtte ci yërmande yóbbu leen parce que mënoo leen juger te kan la yàlla di àtte te wa maa kunnaa mu'adhibiina hattaa nab'asa rasuula du ma buggal kenn te envoyé ma prophète ci yow. léegi bu ñu ñëwee ci masala boobu parce que justement sorti Moustapha Diakhaté bi au delà de yenn et cetera. dafa indiwaale question boobu. gars yi di ko discuter lan mooy jaahiliya. lan mooy ahlu fatra et cetera. bu ñu jëlee kaawu Makka justement. Ismaïl alayhi salaam mooy yenent bu mujj bu ñu am ñoom. waaw ba ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam. waaw diggante boobu yow lan nga ko tuddee ahlu fatra. képp koo xam ne ji da nga dégguloo Ismaïl njàngaleem jotuloo ko xamoo ci dara. yonent bi fekku la fa ahlu fatra lañ lay tuddee. kon ñooñ ñëpp duñu dem safara. déedéet parce que kan mooy dem safara ku dégg njàngale maam Ismaïl lànk ko wala yonent bi fekk ko fi mu lànk ko. kooku la ñu mën a àtte nan ngay àtte nit ki kaay ma àtte la ci nangam lu mu déggul yëgu ko wa maa kunnaa mu'azzibiina borom bi nee na du ma mbugal kenn lu dul dama envoyé prophète ci yow. kon ki dégg prophète c'est pas nga teg ko bët mais nga ñun gisuñu prophète. oustaz foofu am na problème xam nga lu tax. parce que bu fekkee da nga ni ñooñ ñooy ahlu fatra. et que kon duñu dugg safara parce que yonent fekkewuñu yonent weddi ko et cetera. problème bu complexe la parce que ñooñu depuis Ismaïl ba ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam am na si ñenn ñoo xam ne si ñoom. dafa mel ne ñoom dese woon nañ ba tey di topp. jàngale Ibrahima ak Ismaïl. voilà loolu dama la koy confirmer ñu leen di tuddee al-Hunafa. waaw waaw loolu. ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi doon jaamu ay xërëm. di leen sujjootal. oustaz ñooñu suñu deewee dañuy dem àjjana malgré que ñu ngi doon jaamu ay xërëm. même bu fekkee dañ koy layalee ni yonent ñëwul ci ñoom est-ce que loolu amul problème aussi. dama la ne ku dégg maanaam képp ku dégg jàngale maam Ibrahim. xam nga fekku la fa. jàngale maam Ismaïl. xam nga màkk boo xoolee desitu njàngale maam Ibrahima Ismaïl mu nga fa woon benn Muhammad sallallahu alayhi wasallam. voilà waaw mu am ñu koy konne am ñu ko bañ. voilà ñu ko bañ nag ñooñu jaahiliya la ñu dee. xam nga ku ko bañ ku ko dégg bañ ko. yow da nga gis dëgg nga weddi kooku bokkul ci ahlu fatra. bokkul ci ahlu fatra il faut mu leer voilà ki nga xam ne déggul enseignement yi. gisu ko déggu ko yonent bi fekk ko fi laay wax. boo xoolee exemple mooy papu rasul sallallahu alayhi wasallam ak koy juróom bu jigéen. ñoom ci seen bopp seen njàngale maam mu ngi desoon ci ñoom. voilà te gisuñu benn yoon bu ñu wanee ne bañ nañu ko. kon mënoo leen baatul islam boo ko xoolee. est-ce que bañuñu ko woon parce que ñoom Abu Talib ak yooyu. non yaayam ak papam laay préciser nii fi mu. benn famille bi la rek. waaw si parce que bu Abu Talib daf ñu leer. te sax maa ngi gis am ku bind livre tudde Abu Talib ar-rajulul mu'min. gis naa ko li ci bibliothèque yi wallaahi. Abu Talib ar-rajulul mu'min ma xam fan la ko laaxarte. d'accord voilà Abu Talib góor gu gëm ba. kon yooyu xëy na dañ moo mën a alu fatra daal soo koy dégg mooy ñu jotul message yu yonent ci diggante ñaari yonent ñu jotul message xam nga ñooñu mënoo leen àtte lu dul ci yërmande borom subhanahu wa taala kon l'islam boo ko doolee mooy la moom Ibrahima doon andi ba ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam su boobaa yonent bi andiwul l'islam da ko doon mottali képp ku dégg message ci diggante bi nag na nga gëm boo gëmul ñu àtte la fi may tëje mooy li waroon tey ñu jox ko Moustapha Diakhaté amul lu rëy lu ñu fi déggul nee naa sànq Sénégal la ñuy wax diw yàlla la mais kooku fi la fa la wax njombe yëpp maintenant bu loolu amee nit kooku bu ñu toj kaaba am na benn waay bu ko wax sax ci benn audio bu ñu ma yónnee mu ne moom lañ yeb rek te comme ni ngeen ko waxee yéen nii islam du affaire u yeb kii gën a ñeme kii wala koo xam ne dafa am mbooloo wala am ndombo tànk wala am tur njaaxum bu mu mën a wax ñu mandu ci entre guillemets li ñu tuddee mandu sax koo xam naa beneen thème waxtaan lay doon maanaam ñu noppi ci parce que foog naa yéen a ma gën a xam ne mandu ci l'islam ça veut pas dire noppi non mooy wax lu jaar yoon jeex na wala nga noppi ci loo xamul lan la wa qulu linnaasi husna am na ñu ne Moustapha Diakhaté dafa mel ne moom lañ gën a jekku parce que xëy na dafa amul mbooloo ak yu mel noonu comme li nga wax ni parce que am na ñeneen ñu fi wax lu gën a garaaw loolu nit ñi noppi ci seen i mbir ñu jàngat tey Cheikh Mbacké ni ñuy récupérer nit ku dévier ci l'islam waaw kay ci genre yi nga dérapé yaa xam tey ko yaa ko tey waaw dégg naa benn doomu sëñ Fallou la muy rafaay macha allah dañ ma yónnee ay xutbaam rafaay xam nga lan la wax dafa ne boo ne diw yàlla la fexeel bul ne fii la dëkkoon gis nga ni mu logique bi mu yor boo ne diw yàlla la bul ne fii la dëkkoon wala mas na feebar yóbbu ko hôpital
d'accord misaal yooyu lay joxe pour que raisonner ñiy wax ne diw yàlla la. c'est très simple xam nga ni ñu récupérer nit amul luy rëy xam nga waxal lu nel yàlla amul ñun la d'accord oustaz Imam Kanté yaa ne yàlla amul nañu géew justifier li wane ne yàlla amul. d'accord débat. kul haatu burhanakum ci argument daal. kul haatu andi leen seen argument. mais comme ni ma la ko waxee nag nga ne oustaz nga di jàngale alquran am sax yenn niveau yi xoolal déglu naa ko foog naa dégg ngeen ko yéen tamit nga jël vidéo jël lu ñaaw teg ko ci baayu ki wax ak ndeyam mel ne islam maye na. nit def erreur am wala sax tooñam. ba pare léegi nga gàll baayam ak ndeyam wax ci lu ñaaw a ñaaw daal di ko ne sax li nga judd ci ñooñu sax moo tax nga wax lii. loolu dégg ngeen ko. voilà waaw loolu est-ce que loolu mooy jàngale l'islam. Moustapha Diakhaté tey loolu laa bëggoon ñu géewal ko ne ko lan moo tax nga ne sa waajur ñoo gën war jur yonent bi da lay répondre ne la parce que deewuñ ci l'islam nga ne ko non comprendre l'islam kon. d'accord wax ji jeex woote débat daal jeex na comme ça mu dellu si xam ne juum na te sax nit ki boo ko xasee bàyyi ko juum tam du xam place bi gis nga boo yoree élève classe mu juum nga mbéj ko yaa ko tooñ te wanoo ko njuumte bi. suba da koy defaat. waaw. yaa xam dóor nga mais waneel parce que naa la wax sa doom bés boo ko dóoree te doo ko justifier lu tax nga dóor ko da lay bañ. waaw ci éducation. sa doom boo koy dóor te xamul lu tax nga dóor sa doom boo ko dóoree ba mu giif ne ko nanga ma tax ma dóor la mu ne ah bon kon affaire boobu baaxul. mais soo dóoree sa doom bàyyi ko ci doute boobu du xam lu tax nga koy dóor day def ennemi kon nit ki boo ko xasee. au moins sax nga wax ko lu tax nga xas ko te xaste sax mooru ci diine gis naa ñu def vidéo jéggi borne yi ba xasaale waa ji. te voilà li gënoon mooy wax ci ay waajuram wala xasaale waa ji mu ngoog waaw. li gënoon mu loolu daal lu doy waar sëñ Moustapha booy jur yonent bi ak booy juram bu góor ñoo gën sa woy jur jeexul. faatadu alay bi misli ma atada aleykum ooy le problème. d'accord kon mais menacé parce que diine gi tamit amul ku koy. waaw mooy li ma la waxoon mooy. moo gën. waaw kay voilà débat bi parce que loolu amoon na fi xam nga jàlloon na fi am na benn professeur université bu faatu boo xam ni gis nga bu bindee téereem boobu moom tamit loolu la man loolu laa waxoon dama ne woon na ay borom xam-xam dajaloo ñu woo ko sur le plan argument comme moom dafa ne xam-xam la waxee ñu fekk ko ci xam-xam wan ko ni parce que boo seetee ba seet sax amul lu gën a mën a tuutal borom xam-xam nga wan ko ni xam-xam bi ngay woote wérul parce que kooku fi nga ko fekk foofu mooy gën a metti ci moom plutôt nga dóor ko ay yat ak yooyu boo ko dóoree ay yat bousculer ko tamit nit ñi dañ naan li mu wax rek moo leen neexul dañ ko mënta teggi moo tax ñu jaay ko doole mais boo ñëwee ñëpp toog en public def débat ma ne leen nañ ko université ñu def table ronde woo ko mu argumenté ba pare yéen ñi jàng l'islam ngeen wan ko ni li nga wax ci alxuraan du lii bis boobu le lendemain Sénégal yëpp xam ne kii kat moom nekkee mi day wax lu ko neex ci l'islam mais ba ma waxee loolu am na ñu bëri ñoom dañ ne déet kii moom dóor ay yar rek la jar nangam ma ne ma jox la benn misaal ma jox seen mbàkk gis nga Fatou Makka dafa am yéefar boo xam ne dafa daw dugg ko te Yemen te fekk frère am daa tuub mu ngi ànd ak yonent bi xam nga Fatou Makka ci commencement amoon na xeex tuuti Fatou Makka amoon na xeex ci début bi gars yi dañu doon résister ñi jot a àgg di xeex yonent bi yónnee ne tey duggee su xeex mais su ma jumul oustaz ci Fatou Makka bi est-ce que du foofu la benn waay wax yéen sax ne ko musammam musammam yaakaar naa am ko ne dégg nga li wax mu ne ko ne ko Muhammad laa tudd waaw man histoire la waaw te yàgg na dégg loolu yàgg na dégg fenkat nga njaberkat nga yàgg na ko dégg mais waa ji dogguma la sunu yaay je pense que yonent sa salam ñëw na ay groupe juif ñëw nañ fa wax ko ci waxinu làkku hébreu loo xam ne mooy yàlla na dee wàcc ci sa kaw assalaamu aleyka waaw assalaamu mooy posan waaw dee yàlla na wàcc yaa Aysa di ko fayul mu ne ko déet bul fayu waaw bul fayu waaw bul fayu parce que mu ne xanaa déggoo li ñu la wax mu ne déedéet pour wax la taxawaayam gis nga mu ne ko déedéet mu ne ko xanaa tam déggoo li ma leen tontu soxna Aysa ne ko la mu ne ko dama ne wa aleykum voilà kon lañ ma ñaan naa yàlla mu dellu seen kaw yaa Aysa daa bëggoon xabaabal mu cadré ko kon yooyu Fatou Makka Cheikh Mbacke waa ji dafa tuub ci yonent bi frère am dafa dugg Makka rek xool gisu frère bi ñu ne ko dafa daw dem côté Yaman mu ne yonent bi sama frère de daw na ñu ne ko mu ne nee na dafa ragal nga toroxal ko li mu la bañ ba génnee la fii ngeen dem ba jëkk ko tey boo ko jàppee da nga koy toroxal yonent bi ne ko na ñëw mu ne ko xam naa ko dafa rëy du ñëw mu dindi kaalaam yónni waa ji ne ko garantil ko ne maa ko yónnee waa ji dab waa ji ne ko yonent bi moo garanti nga ñëw mu fekk si ko xoolal situation bi de waa ñëw toog ci wetu yonent bi mu ne ko lan la mu ne ko sa diine laa bañ te dara neexuma ci te dama jàppoon boo ko jàpp da nga may toroxal yonent bi ne ko d'accord léegi bàyyi ma gën la expliquer yonent bi di expliquer waa ji ba ñu jàpp ne danaan ok mu ne noonu ba léegi dama la bañ mënuma la nangu saaba yi ñu ngi bëgg rey seen bopp ci wet gi mu leen bàyyi leen ko 3 jours Makka mu réfléchir
mën naa am xel bi ñëwaat lan la leen def mënoon na prix rek ñu rendi waa Màkka yëpp mu ne libéré naa leen ku nekk baal naa ko gis nga baale mooy grandeur nañ ko Amadou Bamba daa baale Mandela daa baale dëgg la Gandhi sax dafa baale tabarkalla Gandhi da daan wax ne ni ma bañee bàkkaar noonu laa bëggee kuy def bàkkaar Gandhi xoolal wax ji de ni ma bañee bàkkaar noonu laay bëggee kuy def bàkkaar kooku ji ko yàlla la yàlla day fekk mbindeefam def bàkkaar tax rëpp mu gën ko bëgg a ñëpp pour que mu retourner voilà tabarkalla may ko chance mu may ko chance c'est vrai que ñun moom duñu la may chance da lay ngàdd non non yow te ni nga ko waxee noonu c'est vrai dafa mel ne léegi bokkul ci jàngale l'islam baale jëllale wutal nit ngànt suturaal nit te yooyu ay jàngale la nekk mais comme ni nga ko waxee bu dara xewee nit ñi dañuy gëlëm mais en même temps tamit yëfu nit la maanaam loolu tamit maa ngi wax benn waay ma ne ko bon jullit itam ils sont pas parfaits jullit itam il faut que ñu nangu leen erreur surtout mbooloo c'est-à-dire que ni voilà xoola yonent yàlla Moussa fan la tee frère bi bu mu ñëwee fi la ko tey kooku ne ko yaa ngi may gaañ yaa ngi may xoj te pourtant yonent la pour kon jullit itam ils sont pas parfaits lii waxuma ko aussi pour que tam ñu xale jullit itam féeteerlu ki mais nit mooy am yenn saay boobu dangar mais dafa am ay kilifa yu ñu war a mën a orienté di leen encadré tabarakallah kon c'est vrai que déjà gis nga c'était bien kon juumuma woon bi ma nee nañ jël exemple donte woon tudd nañu Moussa Diakhaté man mii xam naa et cetera mais mu nekk exemple pour illustrer pour beneen yoon ñu xool yu mel nii parce que gis naa ci sax beneen danger man xam nga mooy lan mooy suñu kon ne nii oustaz Assane Seck Makhtar Thiam Cheikh Mbacké Thiam suñu kon ne nii xam nga fu mu nar a mujj mooy déjà cofeel ak wóolonte ak joxonte cër ak ñemente ak duggante te dañoo war def ay sàppe du dëgg dafay dem parce que ku nekk da nga yaakaar ne boo juumee duñ la baal dara xam nga li ma bëgg a wax kon foofu lañ nar a jëm parce que fu nekkee nii muy man muy yow muy keneen kan suñu tey ji fi moo mën a wax ne un jour du ñëw wala sax déjà daloon na la nga def benn dérapage ci dara mais fekkee ay yar rek moo la fay fekk ak ay saaga ak et cetera mais kon ñun suñu sàppe jullit yi kenn du mucc parce que d'abord ku nekk mën ngaa juum di nga mës a juum mais bu fekkee ni heure boo juumee moom day tàng jër kon dina déjà loolu tam danger la ci wàllu cohésion jullit yi du ñu baalante dara loolu problème la da ngay gis koo xam ni sax kenn mësu koo xam ci jàngale l'islam ci dara mais yu mel ni su amee rek mu def benn vidéo wax ni moom la ñëpp di gën a partager parce que daf cee saaga xas nit ki et cetera toroxal nit ki loolu je crois que ay problème dëgg la mais léegi comme aussi dañ doon progresser noo di jël exemple li mel ni ma la wax ni par exemple boo jëlee kaaw même par exemple affaire bu ñuy wax affaire daara yi ak yow lan beeg yooyu bon man xaw na ma ci dal tuuti noonu ba mais léegi xaw naa ko miss mais da ngay gis képp ku jël position wax ne nañu lijjanti affaire yàlluwaanu xale yi am ay oustaz yu def ay vidéo daanaka ne naa fekk nga da nga ànd ak franc-maçon yi te loolu tam léegi dafa xew maanaam léegi ku wuteeg yow xalaat rek ne la naa fekk nga wala franc-maçon nga wala da nga ànd ak ñoom ñoo la ngemb mais oustaz attention moo tax ma ne leen buñ ko nee nii dañuy kàbbar ni ci jàkka ji da nga ne kii franc-maçon la kii naa fekk la imam bi nga ne ko yow mais on va avoir des problèmes est-ce que waruñu delloo si waat xel yi ak sago yi justement gis nga su problème dëgg problème islam dëgg jullit yi la en fait man je trouve que agression yi nekk ci biir moo gën a doy waar agression yu jóge ci biti xam nga da nga wax sànq lu am solo bon d'abord pour la parenthèse dafa am benn laaj bu ma leen di laaj yéen ñaar ngeen dimbali ma ci comme dama arabisant mooy manaaf ak mutalib lu muy firi jox naa ko Assane Seck laaj lu mutalib di firi ak lu manaaf di firi jox naa Assane Seck laaj mi waaw loolu du lu ma teewlu fii te dañu ma jàngaloon ne xam-xam mu ngi tàmbalee ne xamuma jeexe ne xamuma très bien su ma demee def naa ko gëstu gis nga yi moo ñu manqué nag jikko yi moo ñu manqué tawaado bi moo humilité bi xam naa Abdou Moutalib mu ngi ko toppee ca Médine di ñëw parce que tudd ko Abdou Moutalib mooy jaamu Moutalib mais pour ma bañ a dugg ci détail très bien parce que loolu tàmbali naa xamuma jeexale ne xamuma parce que loolu dama ci interpellé non lii dafa am solo ko bàyyi mu jàll noonu mës naa ko wax fii tamit kii oustaz docteur kii Abdoulaye Lam mës naa ko invité fii ci affaire zakat ak yooyu dëgg la avant ñu commencé émission ma defal ko témoignage boobu parce que dama ko ni pour xale yi moo tax nañ ko dégg parce que xam xale yi dañuy wax problème crise de repère crise de valeur crise de modèle ma ne kon nag day baax képp koo xam ni wax nga wala jëfe loo xam ni lu rafet la ñu wax ko xale yi pour wan leen ni ci réew mi yéen a ngi dund ak ay nit yoo xam ni ñu ngi jikko l'islam di ko jëf ni ñu gisee léegi ay vidéo nit yëkkati saaga xaabaabal toroxal nit
ñu joxe tam exemple yooyu moo tax comme exemple d'humilité bi mu joxe Abdoulaye Lam bu mu ñëwee fii dama ko defal témoignage bi ma ne ko dinaa ko wax ñëpp dégg ko parce que bi ma la woowee pour nga ñëw ci émission bi nga ne ma d'accord ban thème la ñuy waxtaan nga ne ma d'accord dinaa ci ñëw ma woowaat ko ne ko dama bëgg ñu xóotalaat thème bi c'est très important nit ñi dañu woote daal ne nañ duggaat ci yenn ruq yi mu ne ma non bu dee loolu la nag léegi woowal diw parce que ruq yooyu moo ma ci gën a géeju macha allah. mais yu mel nii dafa xaw a tumuranke dafa xaw a tumuranke léegi nag Cheikh Mbacké Diagne waaye yow indil ñu nag origine yooyu parce que am na loo ci xam nag yaa ngi ñuy testé fi nag parce que pour dellu foofu aussi sama émission naa doo fi ñëw di ma indi ay problème ñi may jox 3 sur 20 fii après ñu ne Imam Kanté mi ngi nii xam nga yow maa la ko li xaal moom mii am na loo xam ne de toute façon bu ñu àggee ba ca fin émission ba dinaa ko mën a séede dëgg la dëgg la. mooy fa tabarakallah moo la bàyyi nga seede fi dara indi waxal sa parce que actualité da koo boolewul ci daawa bi dëgg la. muy man di samay morom bari na ci ñoo xam tey bu ñu dee xemmem islam di ci gëstu macha allah moom ak ñu mel ni moom moo tax. ndeysaan allahu akbar li ma wax nii su moom laa jël seede allahu akbar moom depuis l'AEMOUD association des étudiants et les musulmans de l'université de Dakar. depuis les années 86 très bien depuis affaire ku ci mel ni imam sama kilifa sama frère sama lépp bu metti ba nag ci laa daw dem sama lépp muy imam Fadlou Tall ku ci mel ni imam Biram Tall ku ci Biram Tall ñoom Abdou Karim Diaw Thierno Kane sànq maa ngi koy wax macha allah booba taxaw bi tollagul fii waaw ñu nekk ay jeunes intellectuels fab seen lépp macha allah jox diine c'est très important ma seede loolu kii moom du ma wax ci moom parce que bu boobaa ci sama bopp laay wax te nit du tagg bopp tabarakallah mais pour wax la boo gisee ma indi yooyu waaw mooy rububiyya teqantal gi ci war a am diggante nit keek boroomam ak diggante nit keek moroomam mi ko mooman ni ndax jamono te dañ caa toll fi mu ne nii dafa am benn forme moomeel goo xam ni dañ caa toll te muy motiver ñu bari ci ñuy wax ci la sim motivation c'est important parce que on a parlé de Moustapha Diakhaté tax muy wax waaw très bien on a parlé de notre cas en fait duñ ci àgg parce que xëy na souligné wuñ ko mooy le cas Sonko et cetera l'affaire Sonko et cetera du ñàkk ñu am minute ñëw ci daf cee bari yu ci baree bari yoo xam ne man dama ciy def ay teewlu ak analyse da caa bari xam nga lu gën a doy waar xaaral ma jaar ci l'islam ba layal Oustaz Assane Seck xaaral ma jaar ci l'islam ba tuumaal Imam Kanté loolu la ñu tuddee mauvais défenseur de l'islam. mooy li may faral di wax ni mooy li may faral di wax ni mooy li may wax ni boo bëggee jël sa mbubb baal ma oustaz li nga wax mauvais défenseur de l'islam mais est-ce que gënul sax grave loolu parce que oustaz man xoolal est-ce que posé wul sax problème mu ixlaas mauvais défenseur parce que xam nga boo dee mauvais défenseur d'accord mais ba tey mooy koo xam ni sax da ngaa lajj ci ni ngay lay l'islam mais ki nga xam ni da ngaa jóg te l'islam taxul nga jóg mais da nga jóg pour régler benn problème boo xam ni da nga ko bëgg a jaaree ci l'islam est-ce que loolu gënul graaw sax gën a graaw fuuf parce que justement li may wax ni problème boobu day posé wu de mooy la waa ji waxoon xusununa muhaddada min ad-daaxil jërëjëf suñuy citadelle danger bi mu ngi ci biir citadelle yi parce que li may wax ni boo bëggee jël sa diine règlement de compte jaaree ko ci def ko niveau ñambaase ko sa mbubum àddina sa diine du jag sa àddina du jag bëggee sax ma dugg ci prof doll boobu mooy manaaf ak mutalib ak yu demee noonu mooy baatu ba abdu bi koy jiitu laa bëggoon ñu faram fàcce ko tuddee abdul manaaf abdul mutalib kon njaam gaa nga fa waaye bàyyam moom abdulan abdullah allah waaw allah waaw te baatu bi xamoon nañ allah avant alquran très bien te baatu abdu ak baatu rabbu dafa ñëw boo leen ci surtout yusufa gis nga innahu rabbi ahsana mathwaaya am na ñu ko firee ni di su allah du allah subhanahu wa taala waaye son maître bi ko moom ginnaaw dañu ko jënd ci njaam irja ila rabbika fas'alhu ma baalu niswati allati qatta'na aydiyahunna joxuñu la yàlla subhanahu wa taala waaye aziz ba la joxuñ donc loolu dafay dikk nag ci xëy na lu juste pour jéem a am lu ñu liggéeyante rek ci càllal ak sallallahu alayhi wa sallam muy di ma delloo ci fi ngeen daaneel sànq yéen ñaar te mooy débat boobu Moussa daf koo siqoon ak Firawna damay wax gars yi ni leen Firawna débat am ak Moussa ce que j'appelle la dialectique mosaïste pour ne pas dire mosaïque muy doon figure géométrique dialectique mosaïste boobu mooy wàqante ba xaatabante ba diggante Firawna ak Moussa da caa am lu bari lu ñu Firawna dimbalee doon ay question yu mu yëkkati lu ñuy war a indil ay réponse bu ñu bëggee islam jag su boobaa question yu mel nii dañuy xam fu ñuy jaar li may wax ni Moussa la yàlla yónni waaw kon bu ko Firawna posé question lu ca jaadu tontu maa baalul qurunil ula luy tontu la parce que li mu ko laaj ilmuha inda rabbi fi kitaabin fi kitaabin ban kitaab la
ban kitaab la fii kitaabin fa muy dogale. bu ñu ko woon fii kitaab bu bi laaj léegi parce que man bu ñu ko woon fan yi dama yeewu xam ne xaw ma dara ci alxuraan maa ngi tuub ba léegi dama nekk di nafar bu ma laaj dara fi mu nekk nii maa ngi tuub bu ñu ko woon fii kitaab bi kon Firawna dafay dem simplement gëstu ji téere ba waaye fii kitaabin indéfini waaw teg ci lu gën a complexe mooy laa yadillu rabbi wala yansa waaye ginnaaw laa yadillu wala yansa kon la muy bind ku koy bindal laa yadillu rabbi wala yansa kon la muy bind fii kitaabin ku koy bindal mu doon autant de questions yoo xam ni ñi yëngu ci daawa bi dañ cee war a def yitte benn oustaz bu mel ni kii imaam tudd sànq daf ci am ñoo xam ne benn argument la ñuy indi mooy laa yuhibbu llaahu al-jahra bis-suu'i mina al-qawli illaa man zulima mais ndax tooñ gaa nga fa beneen bi gis nga sallallahu alayhi wa sallam ba mu naan allahumma ighfir li qawmi fa innahum laa ya'lamuuna ñoom doon wax est-ce que ni alquran indi ya xawmu ndax contexte boobu la jëfandikoo baatu xawmu. Cheikh Mbacké léegi. mu ngi noonu. waaw toujours thème bi ci boppam nag dafa nekk densité am ak ni mu toll ak ni mu xóotee. moo tax duñ ko mën a épuiser. waaw fi may tënk daal soo ma joxee ndigal rek. waaw mooy Moussa al Islam la mu def Moustapha Diakhaté def ko. dafa rey nit ñu koy wër mu daw dikkaat ne yàlla mu yónni moo tax Firawna ba mu koy balaa mi lu mu ko wax wa faalta faalataka allati faalta wa anta minal kaafiriin. pour yow lu tax mu junjee ko noonu. pourquoi wa qatalta nafsan nga yàlla wax pourquoi Firawna jaaratu ca. bu ko waxee Moussa ñu ko yaa ma ko dàq. wa faalta faalataka allati faalta mu ne ko faaltuha izan wa ana mina daalliin. kon dalaala googu c'est-à-dire que muy dugal nit ci léeg-léeg wax nag. ruccamti ko bu ruccamti ko su boobaa nag encore une fois ad din an nasiha mooy na ñëpp maase tey islamologie ñi nekk affaire muy duwaat yi muy nangam nañu bokk dagaloo ci ay barab ci ay webinaire ci ay forum ci ay nangam waxtaan ci misaal ci question gu mel nii bu amee lan moo ci àtte boo xam ni ku dul jullit sax bu sa jotee xam ne lii mooy diiney dëgg. macha allah. kon daal côté li nga tàmbalee woon foofu la ñuy mujjee encore stratégie bi ak défin bi kon nag teel mu rajax rek mi ngi ñuy bëgg a indil problème kon loolu reconnaître nañ ko quand même en tout cas ci émission bi je pense que contribution bu am solo la émission bi indi ci wàllu boobu parce que mën nga wax ne 99% man yi ma ci jot a dégg ñuy bind wala vidéo yi lu doy waar la te en plus sax day exposer sax sécurité personnelle nit ki sax c'est-à-dire que nit ñi yemuñu xel tey jii am na koo xam ni moom gëm na ni oustazam ci dëgg la nekk lu mu wax noonu la xam nga kooku bu ne kii xoolal luñ ko wax jar na ko luñ ko def jar na ko am na koo xam ni moom mi ngi seeti lu muy def li tubaab di wax passage à l'acte mën na dajeek moom ci mbedd mi fii sax def loo xam ni te tey jàpp ne fat waawu oustaz boobu mu déglu ci vidéo bi la ak tamit baayam ak ndeyam lu ki seen yoon ci njuumte boo xam ni moom moo ko def et cetera kon am nañu problème comme li nga wax léegi loolu war nañ ko dugalaale tey jii ci stratégie daawa ci jamono ji ñu nekk dañ war a identifier comme moom misaal yi mu ci joxe yëpp ak yéen tam ci alquran ak tam ci siira yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxe ay exemple ñun tam ñu jëm ko actualiser jàngat ko baax te loolu mooy rôle justement borom xam-xam yi ñu bañ a xaabaabal c'est vrai l'islam quand même dañ ko war a défendre jooyanti lépp loo xam ne wax nañ ci l'islam lu rafetul mais quand même am na nu ñu koy defee day wane xar kanamu l'islam boo xam ne rafetul te loolu je crois que kenn amu ci droit ci ñun je crois que loolu c'est extrêmement important léegi vraiment quelques minutes moo ñuy dese ñu jeexal ma ne woon rek kon au moins parce que gis naa oustaz ni question boobu da nga ko xaw a cof sax ma bàyyi la ko au moins ci 2 bu dee 3 minutes 2 minutes justement question du ma ne l'affaire Ousmane Sonko c'est vrai que médias yi ñoom ñooy waxee noonu quoi mais mën nañu wax ni accusation de viol am na benn xale bu jigéen bu yëkkati tuuma ne koo xam ne dafa siiw ci réew mi ndax kilifa la bu yore parti daal ne daf maa siif léegi ci 3 minutes yooyu yow da ñuy jox rek approche bi approche islamique bi par exemple ci question bu mel noonu waaw li ma ci njëkk a wax mooy d'abord ñi nga xam ne ñoo jàng diine di débattre ci mbir moomu contexte bi amoon na fi léegoo-léeg ñaana comparaison n'est pas raison mais loolu waxu tubaab la du bible du Coran xëy na mën naa ko tuddee exception parce que tamit situation yi personnes yi mën nañu di changer place yi di changer mais personnes yi toujours ñu ngi am benn toujours Firawna ak Moussa doontoon yoruñu tur bi ñu ngi am toujours naafiq yi nekkoon Médine ak yaa Aïcha même bu yorul tur yooyu
toujours situation yi am na acteurs yi nga xam ne ñoo ko doon parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu tax ñu tuumaal soxnaam pour déstabiliser société islamique bu mu bëggoon teg Médine la kon lan la ñu sant Kanté su imam Kanté ci cas bi man dañ ma sant ma farak Ousmane Sonko du man maa farak moom te mën naa ko layal aywa lawlaa iz sami'tumuuhu zanna al-mu'minuuna wal mu'minaatu bi anfusihim xayran bu aka neexoon bi ñu déggee lii ñun ñëpp ñu rafet njort ak lawlaa yi dafa bëri ci suuraat boobu lawlaa iz sami'tumuuhu qultum maa yakunu lanaa an natakallama bi haadha subhaanak haadha buhtaanun aziim borom bi neen bu ñëwee aka neexoon ngeen ne lii duñ ci wax ay fen yi neen la mu ngi wax diñ ko mais malheureusement gis naa kuy àtte Ousmane Sonko rey dañ ko waroon rey gis naa ko te kilifa la buy wax ci télé yi mais est-ce que am na xam-xam l'islam kooku ngay wax. non kooku moom waaw yooyu yëpp ngi waaw kooku moo fi nekk tamit di daganal soirée privée mu doon def fale ci waa Rangu. voilà bi ñu jàppee Rangu fii ci privé moo doon wax loolu privé la. yooyu yëpp daf ciy rax quoi wala maanaam xabaabal bi. nit ba nga ko rey da nga xam lu tax nga reylu ko. contexte yi apprécier nag war a fa dem wala def islam daal lu mu wax mooy. Qur'an may wax du démocratie du liberté pour ma am liberté di analyser noonu non am na ñu lay bëgg a sikkaloo naan la noo góor la Qur'an waxuma loolu Qur'an waxul ma sikk ci waa ji daf ma ne défendre ko gëmal ne defu ko man topp ma système bu démocratie wala liberté Qur'an wax daal boo déggee ku ñu tuumaal faral ak ku ñu tuumaal te borom bi nee na ñi nga xam dañoo bëgg lu ñaaw siir ci ñi nga xam dañoo gëm dañoo am bëggal bu metti ci àdduna alaxira ñi gën a manigancé nag borom bi nee na wallazi tawalla kibrahu ñi gën a manigancé borom bi nee na dinaa leen duma kon damay ñaan man maa ko jël sama responsabilité état bi na bàyyi doomu jàmbur mu dem man maa ko wax maa jël sama responsabilité ku deful dara bàyyi ko mu dem caaxaan baaxul. mais attention caaxaan baaxul Assane Seck foofu attention parce que boo nee état bi na ko bàyyi mu dem yaa ngi bëgg a wax ne kon état bee ko jàpp mais loolu tamit est-ce que soxlawul lan mooy sa preuve ci ne état bi ñoo ko jàpp. parce que te question boobu da nga ko naroon indaale c'est-à-dire que mooy dafa am benn xale bu jigéen. boo xam li ñu xam ci ñun moom tam mooy jullit la. loolu lañ xam ci moom. d'accord jàppale turam ak yooyu. est-ce que islam may na. benn xale bu jigéen mu ñëw dem ci yoon daal ne dañ maa siif est-ce que loolu mën nañ ko nangul wala islam mooy ko loolu parce que loolu tam question la. maa ngi wax ji ginnaaw bi ma déggee. donte woon sax développement bi xam naa. voilà d'accord maa ngi wax ji ginnaaw bi ma déggee la fa xew. Ousmane Sonko bi mu waxee. ña nekk ci kër ga wax ndaw si wax. dama ne jarutuloon débat. parce que tamit Sénégal bu ñu tuumalee duñ la bëgg a déglu day naan la noo wóorul non waa ji génn na wax lu leer nañ. ñay wax ca côté bale wax lu leer nañ kon jàpp naa ne bu ñu toppaati débat y a quelque chose bu ñu làkk ci loo xam ne jaru ko woon moo tax ma ne la nañ bàyyi doomu jàmbur mu dem loolu daal laay ñaan suñu bëggee jàmm. tabarakallah jërëjëf kon malheureusement voilà léegi xam naa vraiment duñ parce que suñ ko ubbee loolu xam nga doo ko mën a tënk en quelques secondes donc nañu boo bëggee ma jox la 30 secondes imaam baal ma kii da nga ko seedeel sànq xam naa ne yàlla bu ñu dagg loolu sax non xam nga ñi bu l'islam taxawee biir université gii ñoom ñoo ko xeex depuis AMIT mosquée bi nekk université pour ñu tabax ko xeex yu metti la woon ñu ngi doon julee pavillon A kaay yaakaar naa suur nañu ay yet ci wetu jumaa ji ba taay suur nañu yet ba taay pour xeex waaw suur nañu yet ba taay am na benn guddi boo xam ne kay dañu suul yet parce que dafa am ay étudiants yu waxoon ni dañuy ñëw daaneel pour mabba tabax bi mabba kii bi voilà yaakaar naa Abdou Diouf sax moo intervenir woon jamono jooju pour que mu mën a sedd kon dañu lay seddal loolu du maanaam raayu la sa ginnaaw mais dañu lay encouragé yàlla fay la ñu ziar ñëpp ñoom Mansour Diouf maa ngi koy ziar Mansour maa ngi koy ziar boo ko defee une minute waaw mooy une minute rek. d'accord une minute waaw fi muy tënk rek dafa am. tënk approche dafa am criminologue li ñuy jàng li ñuy wax li ñuy tuddee le triangle médico-légal. mooy yu mel ni bu amee le rapport le lien entre la victime l'accusé et la scène de crime. muy loo xam ne mu ko njëkk a jàngale ci sourate Yusufa. maa jazaa'u man araada bi ahlika suu'an illaa an yusjana ba mu ne an yusjana sax moom la ñuy xam ne te doon toppale ala kulli xaal. waaye li ma jubloo foofu mooy. alxuraan daf ñoo jàngal ñetti laay textuellement rek xam naa du ma ko firi. mais pour tënk ko. da ngay dégg ñaare maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa. Sénégal bu waxee ñaari baat ñett rek nii maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa ngir wéral seede. te fekk fa ko alxuraan indee ci sourate Yusufa taxul seede sa wér ndax ilmu ga moo fa nekkul. sa téléphone réer na. nga composé sonné mu sonné sama poche. loolu ngay indi la maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa ndax réere nga ni Oustaz Assane Seck mën na ko caa def. kooku muy benn donc
wa maa kunnaa lil-ghaybi haafiziin doo nga kon bu boobaa moo mën a leer ala kulli haal àtte ba waaye alxuraan daf ni in jaakum faasiqun bi naba'in yaa ayyuhal laziina aamanu in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu bayaan googu nag fatabayyanu googu nag la ñuy fab ñun teg ko fële bu boobaa an tusiibu qawman bi jahaala fatusbihu alaa maa fa'altum naadimiin ñëpp xëy di réccu. fatabayyanu mooy lan. mooy leerlu leen. d'accord leerlu leen googu nag xam nga ko mën a indi. mooy enquêteur bi naan in kaana qamiisuhu qudda min duburin wala in kaana qamiisuhu qudda min quburin. d'accord moo ko mën a su boobaa encore une fois. mais léegi est-ce que ñun amuñu problème muy oustaz yi muy public bi actuellement di dugg ci détails yoo xam te ñoom duñu enquêter. est-ce que loolu tamit xam nga mooy ban. voilà. position islam mooy ban. wala nga rocc ci éléments yi favorable Sonko entre guillemets. teg wala nga rocc ci éléments yi favorable Adji Sarr teg. justement moo tax position islam mooy. in taa'ifataani minal mu'miniina iqtatalu fa aslihu muy jiitu. bu fekkee mënoo ko nag in baxat ihdaahuma ala al-uxraa fa qaatilu llatii tabghi hattaa tafii'a ilaa amrillah est-ce que tey ñi yittewoo daawa bi ak yu ñu yor diine ji def nañu yitte ci loolu dans cette affaire. su fekkente ni imam bi buy wax di def sermon ajjuma nga déglu ko xaw a mën a waat ni kii effectivement Pastef la bokk. mbaa ab avocat wax nga mën a waat ni c'est parce que kii Adji Sarr dañ ko ngem yooyu ay problème ça pose problème imam wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam tabarakallah mais et ça pose un problème fondamental mooy fi mu nekk nii la nature même de l'État c'est-à-dire que tey li ñu tuddee république ak État ak tamit jullit yi li nga xam ne ñoom ci la ñuy attewoo ci seen charia ñaar yooyu dañ fay nekk parallèlement loolu nekk beneen thème encore boo xam ne ci amee ndigalul suggestion kooku moom thème la incha allahu taala d'accord incha allahu taala kon nag Cheikh Mbacké Thiam vraiment kontaan naa trop te yaakaar naa ñi déglu émission bi yëpp kontaan nañ trop tey am na lu bari lu am solo lu ngeen ci indi ci wàllu gëstu ndeysaan Oustaz Assane Seck li nga ci indi tamit ci indiwaat jàngale l'islam woowaat nit ñi ci ñu dal lu nekk ñu teg ko fañ ko war a teg moytu xaabaabal bi défendre l'islam ci façon bu rafet façon bu yànj loolu tam ñëpp dégg nañ ko seede yi ngeen fi seede tamit man tam maa ngi leen koy seedal ci yéen seen dëggu ci l'islam di ñaan borom bi dool leen wér ak tal du ñàkk ñu am yeneen occasion yeneen thème incha allah ñu woo leen ngeen ñëw ci waxtaan bi kon nag mi ngi noonu ñi ñu doon seetaan càmbar ci diine lii moo doon seen thème la réfutation entre nécessité et excès donc ñi nga xam ni daf leen rëcc mën nañ ko dabu le vendredi matin kon demi matin à 11h wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Càmbar ci diine sur ITV.